Càmbar si diine sur ITV. alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala almabuusi rahmatan lil alamin muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. kon fii la sur ITV, ici et ailleurs, où que vous soyez, paix sur vous. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi nuyu képp koo xam ni mi ngi seetaan émission bi ngeen di topp saa su ne fii ci ITV te ñu duppee ko càmbar ci diine. di baalu àq ñëpp di leen baal àq di leen mastawu coono di leen jox seen cër ak seen wàccuwaay di ñaanal suñu bopp di leen ñaanal tawfiq. di nuyu Massamba Mbuub bi nga xam ni moo nekk ci xarala bi ak équipe bi mu àndal di leen ñaanal tawfiq. ay jeunes lañu ba lii ñuy liggéey mu mokk rumbux ba borom bi ubbil leen ci ay opportunité yu bare bari. di nuyu tamit ñi nga xam ni ñoom laay séqal waxtaan bi di leen remercier. dinaa ñëwaat ci ñoom jox leen kàddu ñu nuyoo muy docteur El Hadj Malick Sy, sociologue. du bii mooy guléet mu ñëw ci émission bi càmbar ci diine moo nekk noonu ci sama droite. ak tamit oustaz imam Cheikh Mukhtar Kébé moom it du bii mooy guléet mu ñëw ci càmbar ci diine di leen remercier. am na loo xam ni li ñuy wax dans les coulisses nit ñi dañuy gis émission bi nii rek apprécier am na solo wala nangam ak nangam mais am na loo xam ni xëy na di leen ko wax dana tax léeg-léeg ñu am indulgence ak gën a bàyyi xel ne émission yombul. boo jëlee surtout par exemple invité yi dañu nekk ci yeneen yitte nekk ci activités yu bari yu tegaloo donc day laaj nga woo leen négocier ak ñoom préparer bu baax émission bi même techniciens yi ñoom tamit day fekk ñu nekk ci yu bëree bëri kon nit ñi nañu bàyyi xel loolu xam ne kon émission du rek ne lu sotti moom ngay seetaan waaye fa muy jóge ak fa muy jaar yëpp kon dafay soxla ñaan ak li tubaab di wax indulgence ci qualité émission bi. kon yàlla nañu borom bi defal tawfiq. su ko defee ni ngeen ko tàmm gisee ci càmbar ci diine dañuy faral di joxe ay quelques messages de sensibilisation pour yee ci doomu aadama yi tàmbali suñu bopp doog a dugg ci biir waxtaan bi. tey liñ leen indil benn tomb bi mi ngi jëm ci sàmmonte ba tey ak les mesures wala nga ne les gestes barrières nga xam ne am na solo parce que l'islam jàngale na fegu ak fagaru. kon lépp lu jëm ci masque yi nañ ko war a takkee ñu defee ko noonu ak ni ko boroom xam-xam yi waxee. raxas loxo yi muy set wecc ñu bàyyi ci xel di ko def ndax wax dëgg yàlla nekkul lu diis raxasoo ak saabu wala gel ak takk sa masque nekkul loo xam ne lu jafe la. beneen bi tamit mooy moytu jataay fu bëri ay doomu aadama dox say soxla say farata dellu sa kër. yaakaar naa loolu tamit nekkul loo xam ni lu diis a diis la loo xam ni tëna doomu aadama yi kon nañ ko gën a bàyyi xel gën a wàccoo ak les mesures barrières. addina bi yëpp foofu lañ ci toll tey addina bi ñëpp a yem ci mesures barrières yooyu amul kenn koo xam ni am na leneen loo xam ni trouvé nga ko lu dul mesures barrières yi nga xam ne moom lañ leen wax nañ ko appliquer fii ci Sénégal. ku ko def di nga muccal sa morom muccal sa bopp te l'islam loolu daf ko jàngale. li ki des nag ñu bàyyi ko ci yërmande borom bi subhanahu wa taala. ñaareelu message bi day jëm ci benn actualité religieuse parce que ci émission càmbar ci diine lañ nekk. mooy benn woote boo xam ni am na ku koy woote fële ci région au sud foog naa ci côté Kolda su ma juumul ñu koy wax Baba Malado su ma juumul muy wax mu ne fàngaaral ci télévision yi wala boog nga ne ci ay vidéo nga xam ni kon kenn mënul wax ne wax bi dañ ko toxal jëlee ko ci moom muy waxal boppam di wane ni yàlla dafa wàccee ci moom benn bind di wane ni moom baayam moo doon Isa ruuxullah bu dellu si am lu mu tabax ci dëkkam di ko wër naan dañ fay def lu mel ne aj màkka di ko wër ñetti yoon di julli ñetti ràkka loolu yëpp nag ci bisu tamxarit fukkeelu fan ci tamxarit nee na loolu la ko yàlla wax mu def. kon yu mel noonu doy na waar lool bu ko defee ñun nga xam ni wax dëgg yàlla dañoo nekk nag ci liggéeyu lislaam bi ci toolu lislaam yi lu mel noonu mënuñoo rëcc foog ñu am luñ ci sànni ci ay kàddu kon di fàttali borom xam-xam yi imaam yi sëriñ si kan nañ gën a leeral masala boobu ñu xam ni kii li muy wootee du dara woote seytaane la woote réer la bu fekkee ni dafa juum wala seytaane moo ko nax ba muy wootee lu mel nii
yàlla na ko yàlla gindi waaye bu fekkee nag moom ci boppam moo jox boppam seytaane ba bëgg wut àdduna ak doomu aadama yi topp ko kon yàlla nañu yàlla musal ci ay pexeem ak ay mbiram amin ya rabbal alamin kon loolu lañ bëggoon indi ci deuxième message de sensibilisation bi su ko defee ma jox docteur El Hadj Malick Sy mu nuyoo su paree ma jox imam Mokhtar Kébé docteur je te remercie beaucoup d'être venu ma jox la nga nuyoo. salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu ñëpp ñi nga xamante ni ñoo ñuy seetaan di nuyu aussi ñi nga xamante ni ñoo ñuy déglu di la gërëm ci invité bi ñu invité parce que jotaay bi am na solo di rafetlu aussi émission bi muy càmbar si diine muy jàngat bi nga xamante ni jàpp nañ ni warul ñàkk di nuyu aussi Cheikh Makhtar Kébé di président rassemblement islamique du Sénégal di am benn taxawaay boo xamante ni bu ñëpp ràññee ci diine gi mais également ñu ngi rafetlu ñu ngi koy suivre ci ay analyses yi nga xamante ni moom lay am saa suñ ko déggee mu wax saa suñ ko invité aussi ci plateau télévision di rafetlu émission bi di baalu ñëpp ak di baal ñëpp ak di ñaan feebar bii mi nga xamante ni moo ñu gane si yàlla na ko fi yàlla dàq yàlla na ko fi yàlla jële te ñëpp mucc amiin ya rabbal alamin amiin merci beaucoup ñu ngi lay jaajëfal bu baax di la gërëm di la remercier docteur El Hadj Malick Sy sociologue nekk fii di jàngale nekk tam gëstukat fii ci université Cheikh Anta Diop di toppatoo gëstu ci réew mi ni muy doxee ak ci lépp waaye ci wàllu ci bëtu sociologue kon léegi tamit waxtaan bi ñuy indi tey di nga gis ne dina ci indi jànginu sociologue boo xam ne dinañu intéressé ñun ñëpp bismillah jaale waa université parce que dañu am koo xamante ni moo fi bàyyeeku mooy Ablaye Bara Diop ki nga xamante ni mu nekk borom xam-xam bu mag jàngal nañu moom ba may def sama thèse sax moo nekkoon sama président jury moom moo dirigé woon jury bi di ñaan yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana ci parce que am na ay gëstu yu am solo yu mu def ci société sénégalaise en particulier ci société wolof ak la famille wolof kon ba tey mu nekk référence yàlla na ko yàlla yërëm di jaal aussi waa université yëpp waa IFAN aussi bi nga xamante ni moom jotoon na fa nekk directeur di leen jaal yàlla na yàlla yeesal yërmandeem ci moom amiin heureusement man fàtte woon naa ko heureusement nga fàttali ko parce que aussi am na lu ñu bokk ak moom parce que Point E fii la dëkk fii lañ ko jullee ci jumaa Point E lañ ko jullee fa lañ ko taxawoo doog ko yóbbu Yoof kon heureusement que nga fàttali ko professeur Abdoulaye Diop rahmatullahi alayhi Bara Diop c'est vrai parce que études yooyu mu def sur la société wolof maanaam yaa ma ko gën a xam am na étude yoo xam ni ca jamono ja nga koy def moo ko jox valeur xëy na étude boobu mu defoon ko léegi nii lay gën a yomb ko ca jamonoom parce que jamono jooju daanaka mën nga wax ni sociologie presque sociologie coloniale à peu près maanaam tubaab bi mooy wax ne ci lii ngeen di gëstu te tamit boo génnee loo xam ni ñoom gisewuñ ko noonu xam nañ Cheikh Anta Diop du ma ci xuus trop kon dañuy indi beneen thème encore kon jamono yooyu muy def étude boobu ci société benn xam ne société négro-africaine la yombul woon ba pare mu génnee ci xam-xam kon wax dëgg yàlla ak ñi mu encadré ñëpp ci ay étudiants nekkoon tam ku discret ku lewet koo xam ni coowam bëriwul te yàlla xam ne ni bëri woon na lu nekk ci bopp bi loo xam ne bu ko nekkoon chaque jour mu dem ci télé ak rajo yi di wax mais ndeysaan dafa nekkoon koo xam ni dafa nekkoon ku dal yal na ko yàlla yërëm xaree ko aljanna ñu ngi koy jaalee Sénégal yëpp ak communauté universitaire bi yëpp imam Cheikh Mokhtar Kébé jàng nga Sénégal dem eggali sa jàng études supérieures fële ci Soudan lépp lu jëm ci charia mais particulièrement lu jëm ci lu ñu mën a wax les relations internationales ak sciences politiques Sénégal dañ foog ne ñoom yooyu ci français rek lañ ko mën a jàngee te xam-xam la rek langue boo ko mën a jàngee te islam aussi ay discipline la donc yow tam ñu ngi lay gërëm bu baax di la remercier ak ni ko docteur waxee yaa jiite kuréel boobu ñuy wax RIS al Wahda Rassemblement islamique du Sénégal di ci bàyyi sa waar sa kéem kattan ci ak ñi nga àndal ci l'islam bi ak ci réew mi kon ñu jox la nga nuyoo. salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu téléspectateurs yi si wër émission bu am solo bi di la jagleel nuyoo ak cant ci yaakaar bi nga am ci ñun ba di nu woole leen ñu bokk plateau bi ñaan yàlla mu defal ñu tawfeex ba ñu génne fi lu am njariñ di nuyu sunu xarit di suñu doom bi ndey docteur El Hadj Malick di ko suivre lu bare bari aussi ci taxawaay yeeg wax ju am njariñ ji
ñaan yàlla mu defal ñu tawfiix ba nga xam ne li ñu fi wax dana am njëriñ ñi fi jógee di ay jullit borom bi yërëm leen ñun ñi fi des borom bi sàmm ñu mbas mi nga xam ne jaaxal na adduna bi borom bi tegg ko woyofal ko ba nit ñi dellu ci seen activités yu naturelles yi. da nga wax mbas mi jaaxal àddina bi rek ma ne loolu yëpp du ñàkk sax dina feeñ ci sunu biir waxtaan bi nit daal war na delluwaat ci tolluwaayu nit ci modestie ak humilité parce que boo gisee mbas mi bi mu commencé ñuy wax ay dañuy guerre ak moom ak mënuñoo ëpp dooleeg suñu taxawee ni ñu war a taxawee yaakaar naa loolu yëpp xëy na nit war na delluwaat daal ci tolluwaayu nit te xam ne am na yoo xam ni xëy na seet nooy bëri moom ndànk-ndànk ak remettre en cause ni ñuy dundee foog naa loolu moo war a gën a nekk yoon bi que lu xëy rek naan da ngay xeex ak nature beeg da ngay xeex ak virus yeeg yoo xam ne yàlla daf leen bind ñuy doxalee nañuy doxalee te xëy na ñun ñoo doxalee noo xam ni moo tax tey jii loolu war ñoo mën a song mën nañ ko analyser ci wàll yëpp dinañ ci ñëw ci biir waxtaan bi kon ñu dellu ci xarala bi après ñëwaat nag dugg ci biir waxtaan bi. alhamdulilah rabbil alamin kon ni ngeen ko xamee mbokk yi ñu ngi ci année 2021 ci calendrier grégorien calendrier moom nattukaay la rek nattukaayu jamono ji nattukaayu bu ne at mooy ay jours yu dajaloo def semaine ay semaines yu dajaloo def ay weer yu dajaloo def at bu la neexee sax nga dem ba ci ay simili ba ci nangam ak nangam kon nattukaay la rek société bu nekk ak na muy nattee ak lu tax muy natt ak lam ca jublu kon ñu ngi ci 2021 laa kulli xaal kon dafa mel ni at bu bees ñëw na ci buñ ko nattee ci calendrier grégorien à peu près dañuy wax ne kon yonent yàlla Isa ba mu juddoo ba léegi def na 2021 ci ay at maanaam ñaari junni ak lu topp ci ay at à peu près su ko defee kon àddina baa ngi dox bu ko defee nag sama ñaari invité yi foofu lay tàmbalee waxtaan bi affaire nit digganteem ak jamono digganteem ak waxtu digganteem ak ay semaine ay bés ay at lu yéeme la boo toogee ji ci xalaat di nga gis ne lu yéeme la xëy na chaque jour rek nga am na benn jour jàll na tey mooy mardi suba mooy mercredi tey 2021 daaw 2019 la woon mais est-ce que nit jëflanteem ak waxtu ak jamono noonu rek la war a demee wala est-ce que jamono am na loo xam ni daal war nañ ci bàyyi xel bu baax def ci méditation réfléchir ci man léegi su may dox ci mbedd mi léeg-léeg may dugg fenn wala am lu may lijjanti am ku ñëw ne ma père toogal nii wala père bàyyil ma jàppale lii man ci laay ressentir xam naa sociologue bi dina ko intéressé trop mi ngi ci lan mi man maa ngi mag si donc man le fait que kon ci relation laay xamee temps c'est pas que man maa toog nii rek jàpp ne mag laa mais man sax dama jàpp ne xale laa ni mais su may dox nii gis benn nit ñëw ne ma père bàyyil ma jàppale la bagage bi nga yore waay ma rang fenn bugg a fay dara am kenn ku ñëw ne ma non père xoolal demal guichet bële personne troisième âge nangam nangam ma ne waaw mais père bi en même temps daf may tiital parce que dama nekk ci benn société boo xam ni père dafa am benn wàccuwaay bu ñu ko jox mooy dama war a responsable war a nekk royukaay moo tax père bi daf may tiital en même temps dina ma jox dimension temps ne maa ngi mag si ba pare kii tuddee ma père loolu cër la ma ne waaw mais kon société bu nekk ak na muy gisee jamono ak temps moo tax ma bëggoon ñu commencé waxtaan boobu ma commencé laaj sociologue bi docteur El Hadj Malick Sy tey dama lay def benn sociologue boo xam ne xam naa ni forcément am na discipline yoo xam ne moom nga gën a gëstu say bind tamit say article am na fu mu gën a gëstu xam naa ko bu baax mais en même temps tey moom waxtaan la bu ubbeeku lu nekk rek dama lay laaj nga mos ci tuuti en tant que l'œil du sociologue tey ji par exemple le temps en sociologie société lu tax ñu soxla organiser seen temps pour lan. salaamaaleykum jërëjëf Imam Ahmad di rafetlu question bi parce que laaj bu am solo la parce que ñun boo jëlee nit léppam dafa tënku ci temps dalee ko muy judd ba fa mu toll moo xam ndaw la moo xam mag la léppam mi ngi tënku ci temps mais temps boobu dafa nekk li nga xamante ni moom la ñu tuddee en sociologie c'est une construction sociale nit ñi maanaam ñoo koy tabax nit ñi ñoo tënk temps boobu moo tax parfois nga dégg ñu naan am naa jot wala awuma jot am jot boobu nit ki jotam lay wax maanaam temps est-ce que moom si boppam am na temps mais boo jëlee par exemple nos sociétés sénégalaises en général temps
dafa nekk loo xamante ni parfois dañ koy jàppee comme lu élastique maanaam loo xamante ni parfois c'est infini. du jeex day tawee du jeex day taweeku rek. loolu am na solo mais aussi am na piège. am na piège parce que ñun lu ñuy def yëpp lu ñuy digaale yëpp dañ koy digaale ci temps. am na ndëgg sërëx. am na ndëgg sërëx mais nag bu fekkee da nga jàpp temps bi. comme loo xamante ni maanaam mën nañ ko taw yi comme élastique. kon bu boobaa mën na nekk ndëgg sërëx ci yow. ba nga xam ne yow li nga digaale parfois yow doo ko jox temps bi nga xamante ni moom la moo war. bu fekkee da nga ko waroon jox fukk mën nga ko jox fanweer fekk fanweer yooyu maanaam mënoon nga yeneen ñaar fukki minutes yooyu mënoon nga ko def ci leneen. kon dañuy gis ni temps am na solo ci dund nit parce que le temps est inscrit dans le vivant maanaam dund gi temps mi ngi ko dëxëñ maanaam ci dund. kon nit ki bu fekkee mënul maîtriser temps rek. dafa nekk koo xamante ni peut-être dina am dund goo xamante ni dund goo xam ne dina bëri ay surprise dina bëri ay jafe-jafe. mais docteur am na loo xam ne du ma ci ñëw am na lu am solo loo wax. ma relancer war la foofu. da nga utiliser terme français mais bu am solo lool. maîtrise. foofu laa lay relancer. kon peut-être dafa mel ni lépp mi ngi ci maîtrise bi. waaw loolu laa bëggoon maîtrise mooy lan mooy mën a saytu sa temps. ba mu bañ laa rëcc daal. est-ce que loolu nit mën na ko nu ko nit di defee. maanaam maîtrise boobu bu ñu koy wax aussi day lëkkaleeg organisation maanaam nit ki nan la mën a jëfandikoo. maanaam li muy planifier li muy organiser dundam. ba nga xamante lu nekk mu ni man lii heure bi laa koy def lii heure bi laa koy tey ji boo jëlee maanaam. waa heure lekk dafa am heure lekk. am heure boo xam ne heure nelaw la. mais bu fekkee yow da nga bouleverser yooyu yëpp. heure nelaw nga def ko heure lekk. heure liggéey nga def ko heure nelaw. kon dina am yoo nga xamante ni sa dund dina ko jaxase dina ko bouleverser. maanaam temps boobu boo amul maîtrise bi. bien que mënuñu ko maîtriser carrément. mais dañu war a jëm ci. nga tëral ci. ya nga ca war a tëral ba mu jaar ci yoon. mais du question sa téye temps bi. ba nga waree jàng. d'accord nga jàng. ba nga waree liggéey nga liggéey ba nga waree jël soxna nga jël soxna. parce que loolu boo ko deful rek tey jii di nga dem ba tollu fenn ñu ne la père waaye d'accord sabab lu dafa am mais père boobu daanaka war na am sët mais moment boobu peut-être deful woon wala liggéeyul woon li nga xam ni moo ko mën a may soxna moo ko mën a may ba mu am ay doom ba mën a am parce que yooyu yëpp parce que maîtriser wul temps wala ci temps ni mu ko planifier aussi baaxul pan ma jàpp ni temps dafa am solo Iqbal mi ngi wax ci benn ki temps et mouvement ni temps dafa ànd ak maanaam doxalin ak avancée maanaam évolution yooyu ñoo ànd parce que mënoo leen lëkkale bu fekkee ni benn bi dafa waroog beneen bi rek kon dañuy gis ni kon jafe-jafe dina am ci nit lu muy tëralee ay mbiram. kon temps bu nekk ak la mu laaj. waaw na nga ko jox. te tam il faut nga dawal sa xel ba xàmmee temps bu nekk la mu laaj. jamono ñu nekk la mu laaj parce que bu dul loolu boo jaawalee la démb laajoon ak maam ya ak tey li mu laaj ak tam xalaatal ëllëg xëy na sa yu bëri mën na jaxasoo daal mën nga tardé ci yu bëri. waaw day ànd ak ràññetle parce que ràññetle boobu moo tax nit nekk li mu nekk. nekk nit ki nga xamante ni dafay xalaat. mën a xam lu baax ak lu bon. peut-être imam dina ci ñëw. loolu sax mooy def suñu différence ak baay ma yi. li ñu wutaleeg baay ma yi mooy ràññetle boobu mais bu ñu demee ba amuñu ràññetle boobu lu nekk heure bu ñu neex lañ koy def. kon bu boobaa rek da ngay xam ni ñun place nit dañ koy weesu mën nga def benn ñu ne lii de du heure bi mooy heure am de. bu fekkee dañ la fekk ngay añ heure añ nga ni maa ngi reer. bu boobaa nit ñi dinañ am beneen gis-gis buñ ci am parce que lu nekk am na jamono bi nga xamante ni moom lañ ko wutal. nii moom nga ko war a def. kon temps dañ ko war a gérer dañ ko war a organiser. am ci benn maîtrise bi nga xamante ni mooy tax lu nekk temps bañ ko war a def ñu def ko ci jamono boobu sinon rek da nga am jafe-jafe maanaam ci ni ngay demee sa dund mooy aussi sa digaale yi nga am ak nit ñi aussi dina manqué. tabarakallah leer na vraiment am na solo docteur El Hadj Malick Sy oustaz Mokhtar Kébé alors le regard effectivement aussi de l'imam du théologien bi nga xam ni day jàngatee mbir yi l'islam foog naa Sénégal moom ñu bëri ni man lañ mel maanaam bu nee l'islam julli woor li ñuy wax les 5 piliers pour ñoom l'islam loolu la donc lépp lu jëm ci question bu mel nii dañ naan vraiment dafa compliqué nangam ak nangam nañ bàyyi nit ñu jaamu yàlla nangam ak nangam léegi ma bëggoon a laaj yow est-ce que mën nga ñu dimbali ci wàll boobu ba ñu xam est-ce que l'islam jàngaleem egg na ba ci diggante nit
ak jamono nan la war a jàppee jamono ak waxtu ban solo la ko war a jox wala dafa war a dund rek bu julli jotee mu julli woor wala est-ce que am na lu ci lislaam jàngale ci wàllu nu muy jëflante ak temps. waaw bu dee ci lislaam la ñu dellu mën nga wax ne ay tëralinam li ci gën a bari yar nit ki la ngir mu mën a dominer waxtoom mën ko jariñoo ci lu baax waxtu wi du ko maye parce que nit ñaari yëf ñoo ko ëmb mooy espace bi ak waxtu bi espace bi li koy jariñ lépp moo ngi fi waxtu bi ak moom nan lay soppandikoo ci waxtu bi lu tolloog man-manam ba li nekk ci espace bi mu def ci la mu ci war a def alors loolu mooy tabax xayte mooy tabax civilisation mooy tax nit di jëm ci kanam moo tax ci lislaam dañu fonk waxtu lool 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 d'ailleurs dañu ko boole ci kéemtaanu sunu borom ni muy soppandikoo ci guddi ak ci bëccëg nga xam ne nattuwaayu jamono nattuwaayu tolluwaay la alquran yonent bi ñu ko laajee phénomène weer wi di feeñ ak di suux daf leen xam alquran moo tontu ne leen hiya mawaqitu linnaasi wal hajj tolluwaay la boo xam ne bii daf leen di may ngir ñu mën a tënk seen jamono ñu mën ko natt comme ni ko El Hadj waxe jamono bu ne nga xam lan nga ci war a def jamono bii ñëw nga mën ko waajal jamono bi nga weesu nga mën di ci jël am njàngit loolu mooy solo jamono moo tax booy seet ci diine ji responsabilité lañ ko jàppe waaw hadiisu yonent ba nee na nit du rëcc ëllëg yowmal qiyaamati lu dul dañu ko laaj 70 ans yi mu def ci kaw suuf minute bu ne lan la ci def heure bu ne lan la ci def parce que ci ñaar rekk ngay dox bi nu borom bi bindee xalaqal mawta wal xayaata li yabluwakum ayyukum ahsanu amalan ayyukum ku gën a am njariñ ci kaw suuf loolu lay teg ayyukum ahsanu amalan kan moo gën a am njariñ ci kaw suuf am njariñ ci kaw suuf ci ñaari tànk mooy tànku ci responsabilité bi dox ci sa diggante ak sa borom tànku ñaareel bi mooy suuf li ma wax ne espace bi li fi ne te borom bi sant nu ñu saytu ko yow nan nga ciy taxawee loolu nag pour ko mën ko def dafa laaj lucidité dafa laaj maîtrise ci sa bopp loolu moo tax l'islam mën nga wax ne booy seet li muy digle lépp daf ko tënk ci temps ngir entraîner jullit bi mu mën a moom boppam mën a maîtriser temps am man ci def lu mu ci war a def inna salaata kaanat alal mu'minina kitaaban mawquutan boo demee ci alquran tolluwaayu jamono yi yu ci bari borom bi daf ciy géñ tàkkusaan fajar guddi yoor temps bu ne tudd na ko géñ ci wane importance bi mu am wane na loolu aussi tolluwaayu nit la boo xam ne bi daf koy permettre muy jël ay repères yooyu nag moo lay yóbbu parce que dafa am loo xam ne lii mooy finalité ba mooy bu ñu nattee fan yi nga fi def ak sa jeexital li nga fi def ci lu baax ak li nga fi def ci yàq loolu la ñu wax ne yow na nga ci booy jàng alxuraan da ngay gis mu naan saari on gaaw leen jiitante leen gaaw leen jëkkalante leen ak seen morom gaaw leen parce que du li nga fi ne mooy jeex mais temps bi nga fiy def moo attanul li nga war a yenu moo tax mu naan la gaawtu parce que bu yàggee ba yàgg 100 ans la 100 ans par rapport ak adduna bi du dara 100 ans par rapport ak sas yi nga xam ne moo la war du dara loolu nag boo amulee méthodologie boo amulee programme foog ne da ngay toog rek jamono fekk si la alors jamono du fekk sa kenn yow yaay fexe ba jamono nga xam li la ci war nga yëngatu ci biiram lépp loo xam ne lii défi la bu newoon ci sa kanam nga utal ko ay tontu lu nekkoon jafe-jafe nga yombal ko lu ñu xelaatoon ne mënul ne nga fexe ba mu am alors loolu mooy relation bi nit ki am ak waxtu ak jamono
ak temps l'islam jox ko yitte bépp te ku la ëppal lu muy def rek bu ko waxtu bi maye woon ba ñu gis magu l'islam yi ni ñu fonk woon waxtu ak bañ ko yàq ci dara nga xam ne képp ku ci xëy boo nelawul di nga fexe ba minute bu ne nga exploité ko ci ñaari chapitre yooyu ñaari sànc yooyu da ngay gis koo xam ne kii 40 ans rek la dund mu produire ci xam-xam loo xam ne lii man suma giiru dund mënuma ko sax lire waxuma laa produire lu mel noonu lu ma yàgg jaaxal la waaw Cheikh Ahmad Bamba bu ñu lay wax li mu bind ak at yi mu fi dund Seex El Hadji Omar bu ñu la wax li mu bind ak at yi mu fi dund li mu fi bind li mu fi def ci jihaad li mu fi def ci tarbiya li mu fi def ci déplacement da ngay xam ne loolu li ko maye mooy not sa jamono man sa jamono man temps xam nan ngay fexe ba doo fi perdre benn nit moo tax yonent bi wax ne ku gudd fan du ku bari ay at nee na ki gudd fan mooy ki nga xam ne naam bari na at waaye at yooyu at bu ne am na jëf yu ko mën a justifier mu ne ki gàtt fan nag te ay jëfam mëdd ki nga xam ne yàgg na fi dafa mel ni kooku ku gudd fan la alxaadima jaxate kala bi muy tagg Mor ku jokkumbu Mor ku jokkumba ci magul islaam yi nekkoon ci réew mi la daf ko ne ala qisru umrin fi ijtihaarin ka tuulihi fa maa xaalidun man taxta samaay daf ko ne gudd fan ak gàtt fan amul solo li am solo mooy fan yi nga fi def ñu xool lan la jur njariñ bi bu fekkee jur na lu bari rek mel na ni yàgg nga fi bu fekkee ne yàgg nga fi te di jurul dara boo fi jógee ñu fàtte la alors day mel ni yaa ngi fi defoon moo tax temps du waxtu wu ñuy lim lu lay wan lan ngay def la léegi importance su la nga ca def mooy wane ne temps bi mate na ko wala matewu ko bu fekkee ne defuloo fi lu am solo te toog fi lu yàgg dafa mel ni temps boobu kasara la ci moom bari ay fan waaw moo da nga bari ay fan mais fan yu amel ban mooy xadis ba ni'mataani maghbuunun fiihi kasiirun mina naas as-sihhatu wal faraag yéen wax ne nit temps xéwal la waaye nee na xéwal googu ñu bari dañ koy asaaloo waaw parce que da nga koy man jot ko fii mu ne di nga gis xale boo xam ne bi day toog di xaar fekk xamul ne jamono da ngay xeex ak moom li nga soxla da nga koy fekk fa mu ne bu ko defee day toog di xaar ba nga xam ne la mu waroon liggéey ca jamono waxambaane liggéeyu ko ci jamono waxambaane bu ko defee bu weesoo ak waxambaane dootul am yeneen perspective yu bees loolu jàpp naa ne ci suñu défi yi nga xam ne am nañu ko ci suñu planification ci suñu wàllu temps ak jamono bu ne temps bi nan la ñuy fexe ba meubler ko ci liggéey bu ko jar ci suñu société ak liggéey bu ko jar ci suñu diggante ak suñu borom. tabaarakallah kon gis nga ndeke mbiru jamono mbiru temps ndeke du lu woyof du ay caaxaan dafa bokk sax sànq docteur El Hadji Malick Sy ni mu ko waxee dafa bokk sax ci luy ràññatle nit ak mala yi sax ak gàncax yi nga xam ne ñoom ñu ngi tëmb ci temps bi rek waaye xëy na ñoom mënuñu sax xam lan la dañuy dund rek ba faatu mais nit moom il faut mu xam lan lay def ak temps am est-ce que da koy jëfandikoo ci anam bu nite boo nee lan mooy nite ku nekk mën na koo jox benn firi mais ci lislaam gis nañ oustaz Mokhtar Kébé nu mu ko firee mooy fexe ba xam lan moo la indi ci kaw suuf ak tamit nan ngay nekkee nit ku baax te di baaxal parce que amalun saalih boobu mu wax jëf ju baax kon ndeke ci loolu nga war a bëreeg temps bi mooy di ci def jëf ju baax kon ndeke loolu am solo la jullit yi foog ñu bàyyi ci xel surtout nag comme ni mu mujjee wax ndaw yi nga xam ni voilà ñu ngi perte seen temps ci lu bëree bëri kon war nañ toog identifier bu baax xam lan lañ fi war a def li ñu war a jàng ñu jàng ko li ñu war a liggéey ñu liggéey ko li ñu war a dox ci lu lislaam di xaar ci ñoom ñu def ko ci te loolu dafa am temps bu muy laaj du tout le temps ngay am wér ak tal li mu ko waxee siha ngay am wér du tout le temps ngay am temps boo xam ne da lay may nga bëgg a def loolu kon foog naa loolu lu am solo la su ko defee kon docteur El Hadji Malick gis nañu ne comme suñu thème bi niñ ko duppee 2020 au Sénégal et ailleurs donc dañuy jéem a xool tuuti waxtaane année 2020 12 mois la quand même lu ci bëri xew na waaye dañuy jéem a jël rek yenn taxaw seetlu yi rek muy Sénégal muy bitim réew ma njëkk a indi benn tomb ci gis nañ ne ci 2020 bi am na ci benn xew-xew boo xam ne àddina bi yëpp daanaka taxaw nañ di ko seetlu ba am na sax man benn fu ma bindoon daal ne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent bi alayhi salaatu wa salaam
kéemaan li alquran wax ne yàlla wax ne turam dana jóg ca kaw daanaka am na benn xew-xew muy mbiru caricature yooyu loo xam ni day gën a feeñal kan mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam parce que même bu fekkee ñi ko def xëy na am na yeneen jublu yuñ ci am mais àddina bi yëpp taxaw nañ quand même daal ne kii kan la xam nga kon loolu daanaka waaw àddina bi yëpp taxaw nañ pendant quelques jours di wax ne waaw waa tubaab bi lan lañ jotee kooku ñu ne leen kooku mooy Muhammad ñu ne kuy Muhammad sallallahu alayhi wasallam xam nga kon loolu am na lu fa feeñ léegi nag mais yow docteur Malick Sy en tant que sociologue tey jii yow foofu kon day ñëw ci relation un peu dire relation ci wàllu histoire ak relation internationale lan nga ñuy indil diggante Occident ak Islam parce que caricature yooyu au-delà de Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa am lu mu war a feeñal Occident ñoom ñan lañu ak fan lañ toll seen diggante ak diine ak tamit lan mooy seen jafe-jafe ak Muhammad sallallahu alayhi wasallam bañ jàpp ne daal kooku war a mën a yàq deram wala daal présenter ko nu mu leen neexee. jërëjëf imam dama am même pour reprendre Roger Garaudy li mu waxoon naan l'Occident est un accident dans Promesse de l'Islam mooy téeram bu siiw boobu Occident dañu am problème ak islam te Roger Garaudy ci boppam occidental la français la nekk boroom xam-xam parce que boo jëlee ñoom maanaam li ñuy woote ci wàllu liberté mën nga wax ni ñoom dañ koy jàppee comme valeur mais dunduñu ko carrément bu ñu jëlee diine islam ñoom liberté de culte bi ñuy wax ni nit ki war na am diineem ba pare war ko mën ko pratique ko dans l'espace public maanaam dund ko ñoom loolu daanaka ñoom gëmuñu ko parce que boo demee ñu bari tey ñu ngi jàpp ni Occident christianisme dafa am mais amu fa doole ñoom diine fu mu nekk moo fa commencé tumuranke ci boppam mais puisque dañu nekk ci ay logique yoo xamante ne bëggatuñu nit ñi dara di leen tënk te diine boo ci nekkee am na loo xam ne moo lay tënk am na loo xam ne moo lay tinki yow sa bopp de yow yaa yilif sa bopp d'ailleurs boo jëlee suñu diine rek islam mooy wommatu da ngay wommatu da ngay nangu maanaam ñu yilif la te yilif boobu nekkul ni rek dafa am benn njit ci kaw parce que li nga gëm ci boppam loolu day nekk da lay yilif di la wax loo war a def di la wax loo war a bàyyi yaa tànn gëm dara kon tam da nga war a tënku ci li nga gëm mais du affaire dof daal du waaw affaire comme ñoom liñ koy foogee yéen pour ñoom diine affaire dof la daanaka daal nangu noonu tënk sa bopp noonu te fekk ne yow yaa tànn ne lii doy na la yàlla dëgg la lim la wax war nga ci mën a tënku daal léegi soo jëlee loolu nga gis ni benn figure emblématique bu mel ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nekk suñu yonent jullit yëpp kenn wuutewu ci yéen ngeen bëgg maanaam tilimal utal ko ay gàkk-gàkk te yéen a ngi woote liberté yéen a ngi woote aussi respect kon dañuy gis ni boo jëlee Occident ñoom maanaam wàllu liberté ak wàllu respect ñoom daanaka dunduñu ko parce que tey jii boo jëlee islam comportement yi ñu am envers l'islam da ngay xam ni kon islam dafa mel ni kon day déranger donc comme ni ma ko waxee sànq parce que gis nañ ni boo jëlee Europe nit ñi ñu bari ñu ngi tuuba di ñëw ci islam caricature yooyu day tax ñu bari aussi demaat yëraat téere bi bu ñu yëree téere bi gis ci loo xamante ni convaincre na leen xam nañu diine bi mooy diiney dëgg d'ailleurs ñu bari loolu moo tax ñu wëlbatiku ñëw dugg ci islam parce que dem nañu ba yër téere yi ñu xam ni ñoom lu bari dañ ko doon dégg rek mais nekkul woon ay gëstu yu ñuy defoon ba mën a xam ni lii mooy mbubbub islam ñu mën ko solal islam kon dafa nekkoon mbubb boo xamante ne rek ñoom seen bopp ñoo ko cuubal seen bopp bëgg ko solal islam bëgg maanaam melal yenent bi melokaan bi nga xamante ni nekkul melokaan boobu kon ci dañuy gis ni kon Occident mën nañu wax ni dafa am problème ak diine d'abord doog a ñëw am problème ak islam parce que ñoom bu ñuy wax dañ naan la civilisation judéo-chrétienne ñoom dañuy jàpp ni loolu mooy seen civilisation de référence bu la neexee mën nañ ci bind lu nekk mën nañ ci wax lu nekk jàpp ni lii yu jaadu la lu tegu ci yoon la mais dañuy fàtte ni jullit ñi tey jii dem nañ ba am benn dayoo boo xamante ni biir Europe te dayoo boobu mooy ak États-Unis parce que bu ñuy wax Occident aussi États-Unis ci la bokk c'est aussi benn idéologie bi nga xamante ni aussi ñoom dañ ko gëm mu nekk li nga xamante ni aussi mi ngi commencé am doole jullit ñi bari nañ ci ñoom ba tollu benn dayo bi mais ñoom dafa mel ni loolu dañ ko xaw a
soofantal alors que ñooñu si ñoom la ñu bokk ñu bari fa lañ juddoo màggee fa yaroo fa nga bëgg tey ji ci limal wala gàkkal seen ki nga xamante ni moo nekk maanaam seen référence moo nekk seen royuwaay ngeen bëgg ko tiiñal kon mën nañu gis ni aussi loolu dafa nekk problème bu rëy tey jii boo jëlee terrorisme bu ñuy tudd ñoom di ci bari ci wàll boobu tey jii gis nañu ni ci foofu la jógee ci bëgg a gàkkal deru islam gis ngeen tey jii Samuel Paty bi nga xam ne moom la ñu faat jamono yële ki doon jàngale ay xale yi ndaw di leen jàngal loo xamante ni ci yonent bi loo xam ne amul ba mu far ñu ñàkk si bakkanam kon dañuy gis ni aussi loolu dafa nekk ab tooñ maanaam liberté bu ñuy wax noonu liberté mënoo ko def rek aussi sans le respect des autres parce que il faut nga respecter aussi ñi nga xam ni moom la ñu gëm mooy seen diine parce que diine dafa fort ci nit parce que dañ naan lu yëngu la ko yëngal ko ëpp doole luy yëngal nag jullit ñi ñu ci bari mooy seen diine kon loolu da nga ko war a fonk te tamit docteur El Hadj Malick gis nga te kon dafa mel ni Occident ak France en particulier kon dafa mel ne effectivement ñoom xaal bi ñu nekk nii fi ñu toll ci gëm seen xalaat ak féeteerlu mais ñoom tuddee wuñ ko féeteerlu ñoom dañ ko jàppee màgg maanaam léegi nit toll na foo xam ni soxlawul yàlla yonent ak téere buy wax ak moom kon est-ce que kon fu mu nekk nii Occident en particulier France li leen gêné est-ce que nekkul ne ñoom ñu dem ba jàpp ne toll nañ foofu ba pare mu am nag lu ñu tuddee islam di commencer am doole ci réew mi parce que boo xoolee li nga wax léegi civilisation judéo-chrétienne daanaka juif yi ay benn lañ fa te ñoom daanaka doo leen gis sax léegi ñuy wax dara ci seen téere wala seen yonent et cetera même christianisme tamit donte woon bëri nañ fa mais daanaka mën nga wax ne ñu ngi yem ci seen église ak seen kër léegi kon est-ce que li leen gêné nekkul ne jullit yi ñoom lan mooy expliquer ba tey ñu nekk ci diine joo xam ni ba pare nag ka nga xam ni moo leen yilif ci diine ji te muy Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu jox ko boobu cër léegi kon ñoom pour ñoom jullit yi ay dof lañu parce que nan lañ mën a jàppee benn nit naan yonent la kon nañ fexe ba wane lu ñaaw ci nit kooku parce que ñun nii Dieu nii maître ba pare ñiy bëgg ñu fi indi léegi benn maître boo xam ne moom lañ tuddee un prophète te ñun gëmuñu ne prophète am na et cetera kon est-ce que du loolu la occidentaux yi lijjanteegul et que islam di leen renvoyer ci ne am na ñu gëm ba tey yonent gëm benn téere bu bàyyi ko ci yàlla ak yooyu dal en fait li nga wax mooy li am parce que boo jëlee sociologie ki nga xam ni moom lañ jàpp ni moo ko inventé moo ko créé en France muy Auguste Comte dafa wax ni société yi dañuy jaar ci ñetti étape benn étape bi mooy étape bu mu tuddee étape théologique mooy étape bi nga xam ne jamono bi nga xam ne nit ñi bu ñuy expliquer benn mbir dañ koy jëmale ci yàlla dañ naan mbiru yàlla la yàllaa ko waral di joxe ay explication beneen bi mooy deuxième étape bi mooy étape métaphysique mooy bi nga xam ne da ngay jàpp ni non mbir yi lu koy expliquer mooy des phénomènes surnaturels yi nga xam ne yow jàpp nga ni mu ëpp doole nit nekkul maanaam ci loo xam ne mbiru nit la moo koy expliquer beneen troisième étape bi mooy l'étape bi mu tuddee l'étape positive l'étape positive mooy étape bi nga xamante ni dañuy jàpp ni science moo war a triompher moo war a yilif nit d'ailleurs Descartes mi nga wax naan science dañuy permettre ñu nekk maître et possesseur de la nature d'accord am na solo même islam pousse nañu ñu wuti xam-xam gëstu xam-xam mais xam-xam boobu ñoom dañu jàpp ni aussi synonyme liberté la war a nekk synonyme aussi ferteerlu la war a nekk ci wàllu diine kon loolu ñoom dañ ko gëm c'est un projet bi nga xamante ni maanaam ci évolution société yi ñoom les occidentaux dañ ko gëm jàpp ni aussi société yi dafa war a yegg foofu d'ailleurs am na ay dund yu bëri étape positive nga boo nee positif rek mooy lu baax mooy lu baax moo ne kon li ñu rafetlu mooy nga jóge ci xale bi nga nekk mag maturité li ñu tuddee ñoom cette te nekk mag mooy ñàkk tënkooti ci leneen lu dul xelu doomu aadama ak bànneexam te tamit boo xoolee kon foog islam gêné leen parce que islam contraire loolu la daanaka parce que islam moom danaan da nga war a tënku ci yàlla téeréem bi ak ci Muhammad sallallahu alayhi wasallam kon foog naa ni loolu moo indi vraiment jafe-jafe bi la loolu moo indi jafe-jafe bi di wax sam benn professeur Lamine Ndiaye dama ko dégg démb mu naan ci wàllu coronavirus bi dinañ ci dugg après mu ni Sénégal fu mu nekk nii lu jafel mbir mi mooy kilifa yi ñoo bari
maanaam nit ki dafa war a am ku ko yilif mais bu fekkee dafa bëri ñu ko yilif rek. wala moom kenn yilifu ko. dëgg la jafe-jafe day am. kon dañuy gis ni kon tubaab yi dañu bëgg a dem fi nga xamante ni moom nit ki dara du ko tënk. moom mooy nekkal kiiw boppam. dañu naan le tribunal de la raison. yow daal xel mi rek mooy doy. te xel d'accord am na solo mais xel mi am na leen lu ko sut li ko sut mooy ngëm-ngëm. li nga xamante ni tey jii mooy nekk sa nattuwaay aussi. te boo demee ba gis sax ñoom li ñuy damoo. nga keroog Macron discours am boobu mu def. nga xam ne dafa gis ne pour moom discours boobu la àddina bi yëpp war a dégg. wane ni France foofu lañ toll. dafa insisté bu baax si les lumières. xam nga kon ñoom wane pour ñoom effectivement egg nañ xaal boo xam ni xaalu lumière. donc li ci des yëpp lan la. lëndëm y compris diine. donc loolu mooy indi jafe-jafe bi daal. loolu mooy indi jafe-jafe bi foog àddina bi nangu ne. diine yeeg ay yonent ak ay téere bu bàyyeekoo ci yàlla. yooyu yëpp daal lëndëm la. boo ngeen da ngeen war a ñëw ci leer bi nga xam ne nag. ñun moom la ñu liggéey fii. du ñu nangu kenn ñëw ci réew mi fii ba pare di bëgg a delloo ci loo xam ni ñun lëndëm lañ ko jàppee. waaw loolu la conception boobu lañ ci am te mu nekk benn idéologie boo xam ni c'est largement partagé. par les occidentaux. li nga xamante ni ñoom dañ ko gëm jàpp ni ñoom foofu war nañ fa yegg lépp li nga xam ne bëgg na gàllankoor loolu. dañuy jàpp ni yow da nga leen a bëgg a delloo gannaaw. delloo gannaaw boobu nag loolu dañ ciy boole diine di diine da leen delloo gannaaw. waaw tabaarakallah tabaarakallah. di nga dem dëkk tubaab bi nga jàpp ni ñu bëri ñii dañu gëm diine mais boo leen laajee dañ naan non man maa ngi nii gëmuma diine du ma pratiquer du ma dem église du ma dem fenn ñekk fa gëm akas tuut ay nit ñu ñuul lañ. ay nit ñu ñuul lañ. tabaarakallah tabaarakallah Oustaz Mokhtar Kébé. toujours kon ci même problème boobu. sociologue bi gis nga ni mu ko analyser relation Occident ak islam. yow tamit spécialiste nga ci côté boobu ci côté histoire de l'islam ak rencontre ak Occident ak bindkat yi liñ ci bind mais kon tamit yow caricature yooyu kon au-delà de Samuel Paty ak xale boobu faat ko et cetera mais kon lii nan lañ ko war a mën a jàngate ci l'islam kon européens yi occidentaux yi en particulier ñoom est-ce que islam bi moo leeragul ci ñoom parce que loolu tam benn question la boo xam ni ku mel ni yow dama la koy laaj parce que est-ce que jullit yi xëy na ñoom tam ñoo présenté l'islam anam boo xam ni day tax ku dégg Muhammad sallallahu alayhi wasallam da nga naan comme jullit yi kii mooy seen njiit te ñoom jullit yi affaire dof rek la ñuy def ak ay rayaateeg yu kenn xamul kon nag yonent bi moo leen yóbbee loolu seen téere bi tam alquran moo leen ko yóbbee moo tax gis nga sax am na yenn aaya yoo xam ne dañ naan nañ ko dindi parce que loolu moo tax jullit yi di def di yàq ci kaw suuf est-ce que kon problème boobu la wala vraiment occidentaux yi seen bopp lu jëm ci diine la ñu am jafe-jafe fi ñu toll nii daal. waa jàpp naa ne xam nga ñun boo seetee ñoo ngi ci ñoom seen nattuwaay. ñoo ngi ci 2020 ci ñoom. repères yi ñuy jël di ci natt. 2021 waaw. 2021 dugg nañ ko. nga xam ni ñaar fukki at. ci tàmbaliwaay yi ñaari junni at yu bees. ñaari junni at yu bees yooyu. ñoom dafa am xàll woo xam ne wii ci la ñu bëgg a dox. parce que dañu gis ne junni at bi ñu weesu mën nga wax ne juróom-ñetti téeméer ya at la moo xam ne mi diine dafa jeexital bu xóot ci société yi surtout ci société occidentale moo xam diine l'islam la moo xam diine christianisme am ci ñaari siècle yoo xam ne yi bëjoo la xeex la diggante diine ak xelum doomu aadama nga xam ne à partir de 1789 ba 1905 nga xam ne ci loolu rek la tubaab bi liggéey ba foog ne gagné nañu à partir de 1905 nga xam ne léegi loolu stable na ci seen société léegi diine moo ngi ci ruxum espace bi nay doxe ci xelum doomu aadama kese ak bànneexam loolu bi ñu ñëwee ci ñaari junni yu at yu bees yi dañu ndamu te fëgg seen dënn wane ne la woon jeex na histoire tëj nañ ko dañu ubbi xët mu bees moo xam ne mii valeur yu bees moo koy doxal mais loolu bi ñu def doxee tuuti dafa am lu ko remettre en cause mooy ñoom diine dañ doon waxal foog ne moom rek mooy diine bu ñu ko gañee nañu diine fekk bàyyi ñu xel phénomène yu bees yi nga xam ne adduna bi ubbeeku moo ko andi nga xam ne kenn ku ci ne li nga am da nga koy won sa moroom
jullit yi wane l'islam wala l'islam wane boppam wala ñoom ñu am sob yurndu l'islam loo ci mën a wax mais de toute la façon l'islam dugg na ci seen société te du diine joo xam ne ji dafay nangu ñu tëj ko ci ruxu diine la joo xam ne bii dafay xëcc ko espace public parce que li muy defar doomu aadama la li muy defar orientation la amul contradiction ak science mais li muy bañ science kese scientifisme absolu boobu nga xam ne ci la tubaab bi liggéey ci xarnu bi passé ak xarnu bi alors loolu moom la ñu commencé remettre en cause gis nga moo tax tubaab yi jaaxle ci seen société boobu phénomène bu bees bi nga xam ne remettre na en cause li nga xam ne mooy xeex bi ñu ko xeexoon ci ñaari xarnu yi yépp non dogguma la parce que effectivement ñooñu nekk France boo jëlee kaaw France da ngay gis ci seen kilifa yi ngay xamee ni jaaxle nañ parce que nga gis seen benn kilifa mu daal ne moom mënul comprendre mu dem ci benn supermarché fu ñuy jaayee ay ñam mu gis fa xalaal léegi mu ne nan la ay nit nekkee France bëgg a lekk leneen loo xam ni du moom la français yi di lekk maanaam lu jëm ci lu xalaal ak lu dagan daf leen jaaxal maanaam nan la nit mën a continuer ba tey di wax naan lii yàlla da ko araamal du ma ko lekk wala jigéen naan damay muur sama yaram parce que yàlla moo ma ko sant wala benn ministre bu ne su ngeen gisee benn jeune boo xam ne dafa bëri lu muy dem jàkka na ngeen xam ne xëy na terroriste dana la doon kon kooku xam jàpp na ni julli moom du diggante nit ki ak yàlla ak defaru mais pour nit ki jàng nu muy reyee nit la kon jaaxle nañ daal ci wàllu boobu ñi ci amoon sogo ñi ci am sago ñoom dañu gis ne ñoo ngi jëm ci àdduna joo xam ne ji espace bu ubbeeku la open society kenn ku ci ne da nga ciy andi sa melokaan ñu nangu la ñi ci ñàkk sago gis na déedéet Occident yegg na foo xam ne fii ci xayte ak ci civilisation ku bëgg a dund ci àdduna nekk nit koo xam ne kii da ngay doon nit ku normal ci civilisation boobu rek nga ko mën a jëlee loolu mooy xeexu civilisation yi ak seen bëkkante yi choc de civilisation loolu ci la ñu ne nii ci biir français yi gën ci ñàkk sago ñëpp am na société yoo xam ne ci Occident mën nañu toloore même bu fekkee ne système bi moo ngi doxee ci xelum nit mën nañu toloore ay nit nekk ci seen biir nekk ay communauté am seen particularité di ko dund mais l'essentiel nañu respecter norme bi nga xam ne mooy norme bu mag bi nga xam ne nit ñi d'accord nañ ci loolu mooy li français yi d'accord di ci liggéey ci ñetti levier levier bi ci jëkk mooy réglementation interne yi nga xam ne moom la ñuy def muy loi yi nga xam ne moom la ñuy yaxal muy ay loi yoo xam ne yi ci xarnu bi nit mën a tëral ay loi yoo xam ne day viser benn communauté ci seenu col ci seenu jaamu yàlla ci seen choix yi ñu def ci ni ñuy dunde alors ci réew moo xam ne mi dagg na li mu dagg ci wàllu woote liberté da ngay xam ne lii ñàkk sago la donc gis nga waa ci indi li mu wax kon loi yoo xam ni dafay tere liberté bi nga wax ni ku gëm yàlla war na ko mën a am ci réew mooy séparatisme c'est-à-dire loi yi nga xam ne li mu jàpp mooy wenn melo moo mën a am benn couleur mooy am benn solide mooy am benn naanin moo am même toogin sax benn lay doon bu nuy dem tefes ga ñëpp nañu bokk nu nuy sooboo ci géej gi mais kenn ci sa trajectoire ak sa jaar-jaar ak ci sa ay suwaay bopp doo fi andi loo xam ne dafay andi beneen couleur bu bees mooy loi yoo xam ne yi boo ko seetee ba yemul foofu ñu ut ay mécanisme yoo xam ne institutionnel la yoo xam ne yi day xatal ñi nga xam ne ñooy dund loolu ngir ñu mën a tekki ci société bi mën ci jël ak taxaw dayo boo xam ne bii bu leen ko seen jàng mayee bu leen ko seen yëngatu mayee loolu lépp ñu ut loo xam ne lii daf koy wàññi beneen bi nag mooy diine jooju ci boppam comme que dañuy wax ne dafa sacré nañu fexe ba sacralité boobu ñu dindi ko lan mooy li symboliser sacralité diine jooju mooy yonent bi alayhi salaatu salaam dayo boobu ñu ko jox donc yonent boobu dayo boobu nga am nga xam ne mooy référence bi ñun ci liñ ñu jàngal ci l'islam uswa la ñu ko jàppe mooy modèle boo xam ne bii dafa mat sëkk boo xam ne bii looy def te jëlee ko ci moom jubul nga xam ne dafa am xorma bu mu laaj dafa am mbëggeel gu mu laaj dafa am dellu ci moom gu mu laaj loolu pour ñu jékkoo jullit ñi il faut ñu kase ko ci ñoom moo tax booy seet cible bi souvent
même bu fekkee ne ci société bi la jëm mais ci ay doomu jullit la jëm ay xale yu ndaw woyofal seen yonante ci kanam seen symbole diine alquran même bu fekkee ne sax xam nañ ne ñoom xam nañ ne alquran ay junni doomu aadama ñoo ko mokkal ba boo ko taalee sax ñu bindaat ko ci benn saa ñu ne alquran boobu nanu ko wane ne ab téere la comme téere yi ni ñu mën a nasaxale téere la ñu ko mën a nasaxale di ko taal ci essence ci mbedd mi di ko xotti di sànni et cetera yooyu yëpp pour dindi sacralité bi nga xam ne moo nekk ci diine ji bu ko defee loolu bu jógee ci diine mook bépp tëralin ñooy yem diine li ko sàmm ba ñu joxonte ko siècle par siècle ba mu yegsee ci ñun gannaaw contenu bu mag bi nekk ci biir nga xam ne contenu la boo xam ne dafa adapté ci situation yëpp li ci ne mooy yar bi nu yar ba nga xam ne dañu koy jox gëddëm jox ko ormam donc yéen xam nga ku gisul yonent bi mënoo ko nataal. waaw. xam nga ki ngay nataal dafay laaj gis nga ko. caricature par définition déjà. mooy mu bañ a mel cosaanam daal. waaw mais ñoom loolu intéressé wu leen. nan am lu ñu représenté loo xam ne tudd nañ ko loolu ñu woyofal ko bu ko defee avec le temps ñuy dem loolu day mujj woyof ci ñoom comme ni nga xam ne noonu expérience bi ñu am ak seen diine alors expérience boobu la ñu bëgg a jëfandikoo l'islam fekk ne l'islam dafa di diine El Hadj wax na ko dafa di diine bu dynamique c'est-à-dire li ñu foog ne mooy moom ci benn société mu andi fa ay question yoo xam ne yi mën na leen gàllankoor am na ñu dellu ci source ba génn fi yoo xam ne dafay joxe ay dynamique gu jëm kanam ubbeeku jëm ci ñeneen andi ay perspective ak solution ngir àdduna bi alors diina jooju même bu fekkee ne am na ñu koy wane ci façon boo xam ne bii du moom diina ji ci boppam ku ànd ak sa sago yàlla daf ci def sutura inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la hafizun tekkiwul ne kaamil bi daf fiy ne loolu du loolu de parce que loolu c'est-à-dire c'est purement matériel mais dinañ ko garder mooy lan mooy dafay am possibilité jamono bu ne muy andi ay réponses yoo xam ne yi dana faj jaaxle nit réponse yi muy andi ci Occident mooy lan Occident dafa am difficulté ci ñaari yëf dafa am difficulté ci nit dafa bëgg tranquillité dafa bëgg stabilité dafa am ay questionnement yu mag yoo xam ne yi daf ciy wut tontu loolu l'islam daf ci am ay tontu yoo xam ne yi dafa jéggi dayoo moo tax gis nga booy seet l'élite ñaare ku ci am électrochoc rek boo delloo ci diine da ngay gis ne sa xol daf koy gaaw a nangu mës naa seetaan Cat Stevens muy wax dugg bi mu dugg l'islam nee na daanaka ci choc la ko jëlee c'est-à-dire dafa xaw ma dafa doon bëgg a lapp wala yu mel noonu sentir ne ci xolam am na lu mu yëg ne bëgg na mu jàppale ko boobu ay daanaka ci dundu atelier dund comme ni mu nekk ci Occident tey mais sentir na ne ci xolam am na lu mu yëg ne bëgg na mu dimbali ko alxuraan wax na ko nit ñi bu yéefar yi bu ñu daan nekk ci géej gi ba tempête yi fekk leen fa boo leen laajee ku leen du sauver ñu ne yàlla moom loolu xamul na sax phénomène yàlla la mais xam na ne xolam soxla na ko ëpp kàttan koo xam ne kii yilif na espace ak temps mën ko génne ci lii parce que moom melokaanu doomu aadama ak i pouvoir am ak i man-manam yëgg na ci limitam nee na ci loolu laa commencé di gëstu ba gis ne ki ma ci jox saafara ju doy suma xol mooy l'islam donc l'islam boobu daf leen di dimbali ci vide spirituel bi ñu am parce que nit mënul dund sans diine même bu amul diine sax fabriquer diine moo tax nit ñi bu ñu amul diine ju jógee asamaan dañuy fabriquer diine parce que seen xol il faut am lu ko dalal lu ko tranquilliser l'islam dafa am ay réponses yoo xam ne dafa positif ñaareel bi mooy question valeur yi nga xam ne mooy li jafe ci société yi tey nga xam ne nit ki
dafa mel ni dafa bëgg a wax ne normes yi nañu ko tëral nit ki nañu ko bàyyi ak boppam muy tëral ay normam lu baax jeex na lu bon jeex na. L'islam aussi dafa am nu muy présenter lu baax am nu muy présenter lu bon loo xam ne lii ak société bi lu mu évoluer loolu muy présenter mooy lu baax loolu muy présenter lu bon ku deseeg sa fitra mooy koo xam ne kii jàkkoowuñu la moo tax gis nga loolu entre parenthèse la tubaab bi buy liggéey ngir wër ñu nomb li muy liggéey yépp mooy nan lay fexee ba fitra bi yu ko wër di ko protéger mu daaneel ko par benn bu ko defee attaquer ko jaxase ko lu mu ko présenter mu nangu ko valeur yooyu nag l'islam di prôner di ko wane dafa mën a nàndoog fitra doomu aadama ba tax na ku ko yërndu rek boo deful ndànk gis ci lu la yéem loo xam ne lii mën na tax nga nangu ko alors loolu mooy xeex bi nga xam ne moom la tubaab bi au lieu ñu remettre en cause seen trajectoire wane ne lii dafa am ay njuumte ñoom dañu bëgg foncer ci seen trajectoire lépp loo xam ne lii daf ko nar a remettre en cause wala daf ko nar a gàllankoor ak fu mu mën a jóge ñu xeex ak yow alors loolu mooy li dox seen diggante ak leen te booy seet am na surtout France booy seet am na ay sociétés yu nekk ci wetam moo xam Angleterre la moo xam Allemagne la moo xam Turquie la question wu diine amuñu ci xadar bi nga xam ne moom la ci tubaab yi am moom la ci français yi am parce que xam nañ ne question boobu am na lu mu mën a apporter ci seen tëralinu société te moo tax même ñoom bu ñuy wax affaire l'islamisme politique ak terrorisme ci France mais jullit ñi ci France amuñu affaire terrorisme amuñu l'islamisme politique ñoom li ñu am mooy islamisme identitaire c'est-à-dire ñu bàyyi leen ñu bañ a seey ci société bi mën a nekk jullit nekk français di dund sa diine te di def li nga war a def ci société bi mais loolu pour ñu mën ko xeex il faut ñu yëkkati slogan boo xam ne bi da leen di may lu tax ñu dal ci kaw français yooyu nga xam ne ñoo nekk ci seen ci biir France bëgg làq seen diine bëgg ko dund alors loolu mooy xeex bi nga xam ne moom la ñuy xeex léeg-léeg mu feeñ ci ay caricature léeg-léeg mu feeñ ci déclaration léeg-léeg mu feeñ sax sot bu ñuy sot réewu jullit ci ay question yoo xam ne yi ay question la yoo xam ne yi dafay engagé umma bi alors loolu jàpp naa ne France amul ci sago bi mu ci war a am tabaarkalla kon waxtaan bi ni ñu ko tëralee tey nii kon genre rétrospective ci année 2020 kon dañuy dem di ñëw moo xam ci Sénégal moo xam ci bitim réew ñu ngi doon waxtaanee léegi kon mbiru caricature yi muy diggante Occident ak islam et particulièrement diggante France ak jullit yi kon na léegi ñu dellu ci xarala bi régi ñëwaat duggaat ci faram-fàcce bi ak càmbar bi alhamdulillahi rabbil alamin alors docteur El Hadj Malick Sy bon comme dañuy wax ne dañuy jéem a def benn genre évaluation jéem a xayma tuuti wala natt année 2020 ci Sénégal ak bitim réew ñu dellu si waat ci suñu réew Sénégal gis nañu ne daanaka ci jeexitu année bu nekk président de la République ku mu mën a doon day def benn discours bu ñuy wax discours de fin d'année wax ca la mu bëgg a wax ak askan bi léegi nag mu am coppite bu ci am mooy ne je crois que mi ngi commencé ci président Macky Sall su ma juumul mooy ne bu defee discours am ba pare day def lël ak ñiy tas xibaar foog naa ci moom la tàmbali parce que président yi ko jiitu dañ doon ñëw rek def lu ñuy wax adresse à la nation wax ak askan bi ba pare mu yem fa. léegi nag docteur El Hadj Malick Sy xam naa ni kon jot nga déglu discours président de la République lan nga jàpp ci discours bi loolu déjà benn laaj la mais tamit lël bi mu def ak taskatu xibaar yi nan nga ko gisee est-ce que pour yow discours bi mu def dal na sa xel nekk na lu leer loo xam ne nit mën na koo dégg xam lan la bëgg ci réew mi ak fan la jëm ak tamit lël bi mu def ak journalistes yi est-ce que gis nga ni question yi journalistes yi génnee xëy na yow boo fa toogoon est-ce que même question yooyu ngay génne wala tam bu fekkee question yooyu génn na président ni mu ci répondre est-ce que pour yow leer na est-ce que dal na sa xel loo ñu mën a indil ci càmbar ci wàll boobu. jërëjëf imam waaw discours bi
man lire naa ko mën naa ni dégluwuma ko mais dama ko lire. dama ko lire parce que souvent day am woroo entre jamono bi ngay nekk maanaam sa kër pour mën a déglu yenn yi ak. lire naa ko mais li ma ci jot a jàngat mooy président wax na ci mbiru santé wax na aussi ci mbiru jeunes yi wax na ci migration clandestine. maanaam jeunes yi nu ñuy mbëkk mi. wax na ci wax na aussi ci wàllu emploi des jeunes. wax na ci ni ci liggéey bi. wax na aussi ci yenn réalisation yu mu def maanaam ci wàllu hôpitaux yi yenn construction yi nga xamante ni hôpitaux yi ñu war a livrer. wax na aussi maanaam ci li nga xamante ni mooy cancer surtout jigéen ñi ak yenn taxawaay yu ñu ci am. def na benn genre bilan buñ ko mën a tuddee. wax na tamit ci mbay mi Sonacos. waaw wax na ci mbay mi wax na ci yooyu yëpp waaw wax na aussi ci aéroport yi mu bëgg a tabax ak port yi aussi yi mu bëgg a tabax yooyu yëpp wax na ci. kon dañuy gis ni nekk na discours boo xamante ni boo ko jàngatee ba jàngat dafa nekk discours boo xam ni bëgg na jox Sénégalais yi espoir. ci maanaam ci discours bi moom. yaakaar nit ñi am yaakaar ni moom am na yu muy jéego yu muy def te am na jéego yu muy def. ci Sénégal. mais booy jàngat discours bi aussi il faut aussi ñu revenir ci benn mbir. mooy ci feebar bi ñëw na ci bu baax a baax. Covid bi am na ci doole bu mbas mi. am na ci doole bu bari maanaam. am na ci place bu yaatu sax ci discours bi. kon ñu gis ni aussi nekk na discours boo xamante ni. xaw na dëppook aussi actualité maanaam jamono li xew ci jamono. kon loolu mën nañ ko jàngat ci discours bi ni nekk na aussi ay points yi nga xamante ni tey jii ay jafe-jafe aussi moom yi nga xam ni moom lay Sénégalais yi di dund. man en tout cas su ma koy jàngat damay wax ni discours bi maanaam li ko wundu. li ko wundu mooy joxaat Sénégalais yi yaakaar parce que moom jàpp na ni. am na foo xam ne foofu la Sénégalais yi toll ci jamono bii parce que am na lu bëri lu ñu niseroon maanaam ci wàllu croissance. ñu ngi doon wax ni war nañu dem ci ay 7 ba 8 yaakaaroon nañ ko te yegguñu foofu te liñ ci wax ni moom moo ko gàllankoor wala bokk na ci li ko gàllankoor mooy Covid bi maanaam moo ndërmeel lu ñu mën a wax économie bi kon moom jàppale ni foofu aussi am na ay jafe-jafe ci at mi 2020 bi parce que boo jëlee maanaam feebar bi mi ngi tàmbalee ci ñetteelu. weer bi ci Sénégal mun nañu wax ci ñetteelu weer bi muy mois de mars. kon gis nañu aussi jàpp na ni yooyu yëpp nekkoon na ay jafe-jafe ci at mi mu war a delloowaat yaakaar wala dekkal yaakaar un peu ci askan bi man loolu daal lay jàngatee discours bi. bu ñu ñëwee nag point par point dinaa ñëw après ci yenn point yi. wax aussi luñ ci li ma ci xalaat. tabaarakallah waa mi ngi noonu kon. mën nañ jël yenn point rek parce que ni ma gisee woon waxtaan bi mooy que ni man sama bopp li ma xalaat ne ay tomb la yu am solo ci discours président ma wax ko mais tamit bàyyi leen yéen seen bopp tam ngeen indi seen gisin ci discours bi man par exemple am na loo xam ni jaaxaloon na ma ci discours bi mooy par exemple boo jëlee mbiru mbay mi daf ma jaaxal daal président bi nga xam ni moo war a tëral politique. ni ñu war a doxalee yëf yi ba mbay mi ñu mën ko jëriñoo lañ ca war a liggéey ci réew mi ak lañ war a jaay yëpp jaar yoon bis boobu ci boppam président taxaw di wane ni Sonacos war na soppi ni muy doxalee ma xaw a jaaxle daal est-ce que président moo war a taxaw naan moom dafa war a soppi wala dafa war a taxaw naan Sonacos war na soppi ni muy doxalee beneen bi tamit xawoon na ma jaaxal lu jëm ci wàllu justice parce que président bi dafa wane ni am na ñoo xam ne tey ci réew mi même bu ñu defee njombe topp leen du yomb léegi moom ak ministre bi ak procureur dañ ciy waxtaan parce que am na ñoo xam ne bu leen bëggee yóbbu ci yoon mën na taal réew mi kon loolu man li ma ciy déggee mooy kon am na ñoo xam ni kon ñi ñu war a yóbbu ci yoon mooy ñi nga xam ne bu leen yóbboo réew mi du tàkk mais ñi nga xam ne mën na am réew mi tàkk te tam kenn xamul ñan la ci jublu ñooñu xëy na jarul ñu leen di topp est-ce que boobaa mën nga wax ne président bi nga xam ne moo war a garantir justice nekk président cour nu ñu koy waxee xaw ma union des magistrats mooy seen président am na benn kuréel moom su taxawee wane loolu kon léegi est-ce que yaakaar du tas conseil supérieur de la magistrature est-ce que su waxee loolu yaakaar du tas ci ne justice am na ci réew mi kon su ma juumul lu mel noonu ak mbiru vaccination bi aussi lim ci wax daal bon nit ñi daal seen xel dalul parce que sénégalais ñu ëpp si ñoom ñi ngi naan affaire vaccin bi danañ ci ñëwaat leerul kenn xamul lan la te moom dafa wane ni dinaa ñàq sénégalais yi
waaw pour réew mi bañ a ñu bëri bañ a faatu daal léegi yooyu daal moo jaaroon sama xel. est-ce que yow tomb yooyu ak est-ce que am na yeneen yoo ci. waaw tomb yooyu am na solo boo jëlee ci wàllu mbay mi moom mbay mi wax na ci mais lim ci njëkk a wax mooy moom def na ay jéego yu bari. wax na jëlee na ko lu maanaam ci financement wu 50 milliards et quelque yóbbu ko ci 60 milliards wax jéego yu mu def. nee na def na ci xaalis bu bari mais mbay def ci xaalis bu bari rek doyul. parce que ñi nga xamante ni aussi ñoo ciy yëngatu war nañ ci mën a gis seen bopp tey jii boo jëlee maanaam baykat yi ñu bari tey jii ñu ngi wax prix yi ñu leen proposé arrangé wu leen. maanaam gouvernement bi li mu proposé comme prix ñi war ko jaayee. ñoom pour ñoom ñu ci bari gisuñu seen bopp. beneen bi mooy ñu bari aussi ñi ngi xool le mieux disant maanaam ki nga xam ne mooy gën a joxe lu bari mais bu fekkee ni yow état am na benn jàppale boo jàppale maanaam sa askan ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllu mbay mi. ba tey jii ñu am fu mbay mi toll ba ñëpp gis ni tey année bi maanaam at mi mbay mi am na solo bu baax maanaam naat na nit ñi deqi nañu nit ñi góob nañu am na solo mais boo jëlee maanaam baykat yi ñu bari dañuy jaay ñeneen te Sonacos bi nga xam ne moom moo ko tudd léegi. il faut le nommer chinois yi. Sonacos moom si boppam dañ ko war a jox li mu jëfandikoo ci wàllu jiw ci wàllu maanaam li nga xamante ni moom la mooy production bi. mais gis nañu baykat yu bari tey ji bu fekkee man damay subventionné ma nekk benn may subventionné ay baykat en retour bëgg naa aussi industrie yi nga xamante ni ñoo nekk Sénégal ñoom it ñu mën ci jariñu parce que dafa nekk yoo xamante ne ay structure publique lañu ñi nga xam ni sénégalais yi ñoo ci nekk di liggéey ñu war ci gis seen bopp mais bu fekkee ni nag dañu dem ba nga xamante ni dans l'élaboration de la politique maanaam politique bi nuñ ko tënkee baykat yi ñoom duñ ci gis seen bopp da ngay gis ni tey jii dañuy dem di ko jaay ñeneen ju ci. parce que c'est tout à fait normal. waaw parce que Sonacos bu ñu toogee moom sax wax na ko mu ne toog fi nga toog rek. di xaar ñu indi la gerte gi. léegi nag chinois yi ñoom di dem ba ca tool ya. maa ngi di chargé di jënd. yooyu yëpp dafay wane ni parce que yoon wi ki ko war a wane mooy le président de la république moom moo nekk ci kaw. normalement ki la sut normalement moo la war a gën a gis lu sore. ci am na information. waaw. kon jàpp nañu aussi loolu aussi problème la en terme de management. te tam mooy nommé nit ñi Sonacos boobu muy nekk directeur bi man nommé moo ko yow nommé woo ko. moom moo ko nommé kon tam xëy na su ko waxoon defal ni mu def loolu est-ce que wax na ko donc ñëw ci kanamu askan bi di xaw a jooytu. ni benn entreprise di doxee te yaay nommé ka fa nekk. est-ce que loolu indiwul. waaw yooyu yëpp day introduire la question de la responsabilité. parce que responsable. au premier chef mooy ki nga xam ne moom la ñu teg ci kanam pour mu war a définir la politique wala les politiques nationales kooku kenn jiituwu ci mooy président de la république ki nga xam ne mooy nommé au poste militaire et civil waaw yu mag yëpp moom la askan wi jox doole pour mu mën leen a nommé kon bu ñu jëlee maanaam ci wàllu mbay mi donte def nañ ci alal gu bari am na ay milliards donte yàlla dimbali nañu ba liñ doon ragal ci nawet bi yéex bi ñu am nawet bu baax. nit ñi góob nit ñi deqi kon gis nañu aussi am na ay jafe-jafe ci wàllu gouvernance yi mais également baykat yi aussi ñu bari maanaam mën nañu wax ni gisaguñu seen bopp. boo jëlee ci filière yi aussi am na réflexion gëstu yoo xam ne war nañ ko def ba nga xam ni nit ñi tey jii du ñu nekk ni ay baykat lañu waaye ci nawet rek la ñuy tënku pour yëngu parce que loolu moo gën a bari. dañuy naan gerte nit ñi bay nañ gerte mais gerte googu am na yeneen transformation am na yeneen soppaliku coppar ñi nga xam ne war nañ ko mën def ba nga xam ni am na ñeneen ñu ci mën a liggéey ba nga xamante ni dinañ ci gis seen bopp kon ci wàllu Sonacos man mun naa jàpp ni aussi ka fa nekk moom moo ko fa teg kon responsable bi man jàpp naa ni aussi moo état la laay wax wala gouvernement la mooy responsable bi baykat yi bu ñu ci gisul seen bopp moom mooy responsable bi industrie yi aussi bu ñu ci gisul seen bopp moom mooy responsable parce que après day am ay implications sur le plan économique mais également sur le plan social parce que nit ñi bu fekkee ni dañuy bay muy génn réew mi aussi dafay am yeneen jafe-jafe yoo xam ne moom la ñuy jural parce que dañ koy transformer ñëwaat jaayaat ñu ko tey jii lu ñuy consommer ci wàllu dëwlin yëpp daanaka kenn jógewu fi yu ci bari jógewu fi bitim réew lay jógee parce que aussi suñu industrie souvent dañuy am sax problème maanaam taal seeni machine pour liggéey parce que du ñu am lu ñu sukkandiku boo jëlee wàllu justice président waxoon na benn jamono maanaam ni am na yu bari yu fi xew am na aussi ay dossiers yu bari mais moom moo jël concom teg ko ci te bu ñuy wax maanaam gouvernance
li ko wund wala bonne gouvernance li ko wund mooy aussi mooy jubal mooy aussi nga yoonal ñëpp nga yemale leen fi ñu war a yem. mën nañu wax génn nag ni am na loo xamante ni kenn du ko biral. mën nañu wax ni am d'accord kenn du ko biral mais jàpp nañu aussi nit bu fekkee ni da nga jàpp ni Pathé ak Demba ñoo fi nekk Pathé def na nga ni Pathé de moom war nañ ko mën a sanctionner ñëpp gis Demba moom basam kenn waru ko yëg kenn warul xam kon moom jarul ñu koy sanctionner kon dañuy gis ni aussi loolu tamit am na problème parce que dañuy wax naan la pédagogie par l'exemple. parce que da nga war a mën a joxe sanction nit ñi gis ni yow bu fekkee ni ku tooñ si sa bopp si wala sa camp la bokk da nga koy corriger da nga koy delloo si yoon. bu fekkee ni feneen la bokk aussi da nga koy delloo si yoon mais bu fekkee ni yow da ngay tànn nii man ñii maa leen jël yat bi dal seen kaw ñii maa leen jël maanaam jël sama loxo teg ko si seen mbir kon bu boobaa dañuy gis ni aussi day am problème mu équité. waaw docteur waaw parce que su fekkee ni da nga ni am na ñoo xam ne bu ñu leen toppee dëkk bi day tàkk loolu mooy kon président ci boppam taxaw na wane ni impunité dama ko nangul ñenn ñi parce que bu ñu leen toppee dëkk bi day tàkk moom moo xam lu mu tuddee dëkk bi day tàkk parce que Sénégal quand même topp nañ fi ay kilifa yu mag ci wàllu politique ci wàllu diine ak ci wàllu leneen lu mën a doon ci wàllu ay artiste wala ay avocat daanaka kenn muccul ci loolu léegi kon lan la bëgg a làq foofu kon ñan la wax ne bu ñu leen toppee tey dëkk bi day tàkk te tey jii moom am na ñu bëri ñu mu topp ci mandaam IGE jàpp nañ fi ñu bëri ay kilifa ñu tëj leen gisoon nañ affaire Karim Wade ak ñeneen kon wax boobu daal doy na war daal parce que suñ ko nangulee loolu da koy permettre ku ko neex mu bàyyi la ci turu damay doon bañ dëkk bi tàkk est-ce que loolu mën na dugg ci justice ak gouvernance bu leer. loolu tamit day am problème day ànd ak ay woroo. ba pare tudd ci procureur wane ni procureur ak ministre bi ak man yenn cas yi daanaka ñoo koy waxtaanee seet nuñ koy defee daal. waaw parce que day ànd ak ay woroo ak yi nga xamante ni peut-être moom lay nit ñi di gis. maanaam ci wax ak ci jëf. bu fekkee da nga jàpp ni man fàttali ni Ablaye Wade lañ ko doon xeexee loolu bokkoon na ci de. oui bokkoon na ci. kon nag ñëwaat wax loolu aussi est-ce que du indi problème. kon ñun tooñoon nañ Ablaye Wade wala lan. tooñuñu ko sax parce que dama jàpp ni jamono jooju. li askan bi taxawaay bi mu amoon mooy taxawaay bi nekkoon yoon. voilà bi mu waroon taxaw moom la taxaw. kon jamono ji dama jàpp ni aussi taxawaay boobu la ñu war a taxaw. président aussi li nga xamante ni moom jàpp na ni loolu doon na ko xeex ci jamono boobu aussi. tey la ci war a gën a sax pour moom xeex c'est pas pour rien mu indi gouvernance sobre et vertueuse loolu am na fu mu jógee. loolu am na fu mu jógee parce que contexte moo ko indi woon. voilà parce que jàpp nañ ni amoon na jamono boo xamante ni maanaam justice ni muy doxee maanaam xaw na doy waar. kon bu demee ba nga xamante ni moom day wax naan justice man awma ci benn influence. mais ñu gisaat aussi mu delluwaat ci wax ni am na dossier yoo xam ne maa jël sama conc teg ko si. day xaw a indi benn contradiction d'accord moom am na information yi nga xamante ni kenn amu ko mais boo demee ba di biral loolu day xaw a doy waar. waaw parce que loolu laa bëgg a wax su fekkee ni soo ko biralee kon tam da nga ko waroon nangul Ablaye Wade parce que bu fekkee da nga ne li nga nekk président Ablaye Wade tam dafa nekkoon président am ministre de la justice am procureur léegi nag nga bañaloon ko loolu léegi soo ñëwee léegi ne man léegi da ngeen may nangul loolu parce que man maay président Macky Sall dama am sama procureur ak sama ministre boo xam ne am na dossier yoo xam ni ñun ñoo ciy teg le coude mais moo tax ma ne kon est-ce que ñun tooñu ñu woon Ablaye Wade bu fekkee jógoon nañ taxaw daal ko ni moomoo réew mi da nga war a tëddee njaaxanaay da nga war a mandu kon loolu problème bu rëy la waaye problème bi gën na rëy loolu la IG warul nekk loo xam ne yow rek yaa koy missionné ni mu la neexee nga ne non loolu depuis Senghor la woon am na journaliste yu wax ne te foog naa xëy na wax nañ dëgg kon moom lu ko arrangé mu ne nii laa koy defee su ko arrangé wul mu ne dama ko fay fekk jarul soppi peut-être sax li gën a doy waar ci mooy bu fekkee ni askan wi am na yu ñu jàpp ni su ma juumul IGE ci presse bi li ñu wax dafa mel ne fi mu nekk nii ñu ngi ko yabal jox nañ leen lettre de mission ci li presse bi wax pour ñu dem fouiller gestion 2020 mais amul gestion bu jiitu 2020 te dégguma fa IGE kon waaw moom la ñuy tudd parfois di wax instrumentalisation de la justice te yooyu aussi day nekk ay problèmes yi nga xamante ni mooy mën a gàllankoor ñi nga xamante ni moom la suñuy réew yi di doxee bu fekkee aussi jàpp nañ ni am na ñoo xam ni dañu takk wala njort nañ ni dañu takk pour man war nga leen a séxlu sax di leen xëcc maanaam ñu jege la parce que jàpp nañ ni ñii dañu takk même bu fekkee ni takkuñu yoon moo koy wax mais bu fekkee ni askan wi jàpp na ko loolu pour man aussi en tant que président yooyu aussi
war na ci def un peu ndànk pour moytu yenn yi ñi nga xamante ni jàpp nañ ñu aussi seen i mbir leeragul wala yoon leeralagu ko mu war leen au moins soril boppam pour au moins askan bi xam ni kii li ko yitteel mooy justice li ko yitteel mooy yoon man loolu daal gis naa ko ñi ay aspects yi nga xam ni ci wàllu mbay mi ci wàllu yoon aussi war nañ ko jàngataat bu baax ci discours. Tabarakallah c'est vrai que comme ni ma ko waxee sànq ci waxtaan bi rek bu nekk dañ ciy mos parce que loolu bu ci nekk rek mënoon na nekk émission boppam xam nga tey mbay mi ngay wax noonu mënoon na nekk émission boppam rek mais dama gis ne am na yeneen plateau yoo xam ni ñoo gën a yeeyoo ci xóotal ko ci wàllu yooyu mais comme tey dañ doon def benn genre évaluation léegi oustaz Mokhtar Kébé yow tam discours président bi ci wàllu l'islam kilifa réew ñëw toog wax ak askan bi est-ce que loolu déjà mën nga wax ni effectivement si yow ni nga xamee histoire islam xalif yeeg ñeneen ak ñeneen est-ce que loolu ma ne la aada bu rafet la bu l'islam rafetlu la jataay bu mel noonu bu loolu jiitoo yow lan mooy sa commentaire ci fi réew mi toll tey Sénégal ak président bi li mu jot a wax ak laaj yi ñu ko laaj ak li mu jot a tontu yow lan moo la ci frappé personnellement ci wàll boobu. waaw bu dee ci kilifa di wax ak njabootam moom l'islam daf ko encouragé daf ko santaane bu ko waxtu bi maye woon di nga gis ay discours yoo xam ne yi ci wàllu tolluwaayu pencu kilifa wax ko moo xam ci biir réew mi walla ci biti réew mi préparé waat nit ñi xabtal leen ñu soobu ci xàll yu mag yi alors loolu lu am njariñ la loo xam ne lii kenn mënu ko remettre en cause bu dee ci discours njiitu réew mi man problème bu rëy laa ci am waaw problème bu rëy laa ci am wax dëgg yàlla ba mu toogeek léegi discours am yëpp maa ngi koy déglu di ko suivre mais problème bi ma am mooy bu deful woon discours dossier yi mu énuméré yëpp à peu près nit ñi xam nañu ci bonne situation la ne loolu parce que peut-être at mi dafa communiquer lu bari mais du loolu mooy cause bi mooy discours technique lay def toujours discours technique bi mooy lan mooy bilan lay wax ak ay secteur bien donné mu wax ci fan lañ ci toll ci liggéey walla ay dossier mu wax fan la ci réew mi toll loolu man moom laa jàpp benn discours bu technique boo xam ne bi te genre mën nga wax sax bilan boo xam ne ràccul sa bopp lay xaw ni bilan boo xam ne yi mu réussir wala yi mu jàpp ne réussir na ko yooyu lay wax. voilà léegi nag man li ma doon wax mooy li ñuy xaar ci moom bien sûr loolu lu baax la. mais li ñuy xaar ci mooy laytaayu loolu ci ban environnement social la ne. mooy war na mën a am bët ci société bi. xool yan mooy. questionnement yu mag yi nga xam ne bi société bi mu ngi koy questionné wu. kon yow su ma la déggee président fi mu nekk nii tolloowul ak askan bi fi ñu toll ñoom ci ay jafe-jafe yu ñu dund pour yow dafa mel ne dafa nekk feneen sénégalais yi nekk feneen wala du loolu nga bëgg a wax. c'est-à-dire mën na sax bañ a nekk feneen mais dafa jël benn pàcc. bàyyi pàcc yi nga xam ne mooy laytaay yu mag yi nga xam ne mooy wane pertinence su dossier sangam bu ko jëlee ak pertinence su dossier sangam bu ko fi bàyyee c'est-à-dire environnement social bi nga xam ne fii la réew mi toll ci ay questionnement ñun est-ce que modèle social bi nga xam ne moo waral programme yi yëpp modèle social yooyu réew mi mu ngi koy questionner boobu ba léegi mooy développement bi ci vision occidentale bi nga xam ne moom la ñu miin. loolu benn ci benn la ci aspect yi mais discours bi dafa discours lay la gën a doon que docteur nee na discours espoir la mais discours bi discours lay lay gën a doon que jox nit ñi espoir c'est-à-dire lay mooy lan mooy wane ne lii laa fekkoon fii lii laa fi yokk lii laa fi des moo tax booy seet discours bi ay chiffres lay jëm
ak ci ay réalisation yoo xam ne yu ñu qualifié la mais man discours njiitu réew mi loolu mënoon naa ko nangu ci un ministre mais njiitu réew mi man maa ngi xaar ci moom ci orientation. Ah, d'accord. mu orienté société bi ubbi ay xàll yoo xam ne yu bees la nga xam ne nit ñi fan lañ jëm question wu citoyenneté nan la ñuy fexe ba tabax ko mënuloo boo tabaxoon ay pom defar ay tali tabax ay gratte-ciel andi fi ay oto yu bees dëkk bi yëpp nga defar ko ba mu baax ba ku ne ne est-ce que pétrole bi bu baax ak gaz bi exploité pétrole bi ak gaz bi xaalis bu bari dugg waa doomu aadama bi nga xam ne moom mooy citoyen bi nga xam ne moom la ñu war a tabax ci ay normes citoyenneté boobu fan la toll ak yan mooy mécanisme yi nga xam ne moom day liggéeyee pour mën ko def même bu fekkee ne am benn ministère boo xam ne bii loolu mooy liggéeyam mais jàpp naa ne loolu mooy chantier bu mag bi question yu gouvernance saytuwin parce que développement citoyenneté la ak gouvernance ak réalisation yi ngay wax nii njàngale mii nga xam ne dafa war a ubbi bunte yu bees bi mu tàmbalee dafa gërëm jàngalekat yi rek mais Covid bi dafa wan ne suñu système bi dafa archaïque mënatul dem ci nii nga xam ne ci lay demee ab jàngalekat boo xam ne bii dafay taxaw ci ab tableau di joxe ay xalaat xale yi di ko consommer léeg-léeg xale yi sax gisoon nañu li muy wax démb ci jumtuwaayu xarale yu bees yi ci jamono wala gis nañ ko daaw sax même mu ñëw di leen ko wax tabaxaat jàng bu bees boobu nga xam ne base suñu développement ci la aju jàpp naa ne loolu problème bu mag la suñu politique gu jeunesse bi muy wax ci affaire mbëkk mi daanaka affaire tiitalaate la gën doon gaa yi nga xam ne ñooy jël xale yi dinañu jël ay mais amul benn gis-gis bu global ci question wu lu tax xale yi di dem du seeni waajur ñoo leen di yóbbu du dañu nekk ci environnement adduna boo xam ne environnement mobilité la nit ñi foofu ñu déplacer dem fi seen njariñ ne moo xam dañu koy def ci yoon wu normal wala defuñ ko ci yoon wu normal léegi nan ngay fexe ba yow sa jeunesse bi nga xam ne mooy sa gànjar nga téye leen dalal seen xel ci gis-gis bu global ak programme bu global du affaire joxe emploi affaire raar ma nit ñi la liggéey ci seen xol liggéey ci seen gis-gis ba xale yi nga xabtal leen ñu gëm ne seen réew mi mun nañ ko defar te jumtuwaay yu koy defar moo ngi fi lii mooy xàll yi nga xam ne moom la ñu teg ci seen loxo mais du dem tëj tefes gi taxaw ci géej gi yóbbu fa alkaati comme nañu defoon ca programme bu njëkk ba ci temps ministre de l'intérieur Ousmane Ngom ak Abdoulaye Wade ak espagnol Frontex ak yooyu du loolu boo tëjee géej gi ñu ubbi ay bunt ci jéeri ji boo tëjee bunt ci jéeri ji ñu ubbi ay bunt faneen problème bi mooy ci seen conscience lay liggéey ak ay programme yoo xam ne yi programme yu ñu ficelé la bu weesoo programme yi joxe emploi ana ban discours mooy discoursu nation bi jëme ko ci ay xaleem ngir dalal seen xel loolu yan programme ñoo ko yenu ci suñu télévision nationale ci suñu télévision publique yi ci spot yi nga xam ne dañu koy def ci télé bi même ci wayjur yi nga xam ne dañ leen fekk ci seen kër waxtaan ak ñoom par rapport ak nu ñuy def ak seen doom alors man loolu laa doon xaar ci discours président bu dee affaire mbay malheureusement ba léegi ñoo ngi ci njuumte dañu foog ne affaire bi affaire mbay la fekk affaire bi du affaire mbay affaire bi affaire baykat la ci baykat bi la ñuy agir ngir defar mbay mi bu nu fi àndee mécanisation bu mu mën a doon ñu andi fi programme bay investissement bu mu mën a doon te baykat bi nga xam ne moom mooy kiy bay fa mu toll woon sa maam foofu la toll ba léegi en terme d'encadrement en terme d'organisation sociale jàpp naa ne loolu du la jox résultat bi nga xam ne moom nga bëgg koo xam ne ki parce que nit koo xam ne ki at mi 4 mois la ciy nekk en activité te ñooñu di représenter 70% ci sa population ñooñu ku ne da ngay développer ci ñoom am réew da ngay nax sa bopp kooku day liggéey ngir consommer bu ko yàlla dimbalee ba dimbali ko
mooy am na lu mu dunde at bu ko yàlla dimbalul mooy dana am lu mu dunde juróom benn weer yi fii ci des muy xaar loxo bu ko dimbali alors loolu tànk réglé wu ñu ko te loolu pour ñu régler ko ñu ngi koy régler ci baykat bi nga xam ne moom amul problème mu mbay kese gis nga bi ñuy def affaire bourse familiale yi yóbbu ko ci àll bi mënoon na nekk prétexte boo xam ne bi bépp groupe boo xam ne bi am nga ci bourse yi ñu am benn programme de développement développement personnel lay wax de waxuma affaire développement yi c'est-à-dire nit ki ñu defar ko ci biiram jox ko ay xalaat jox ko ay jumtuwaay jox ko ay outils yoo xam ne yi dana tax mu xam ne environnement bi mu nekk nii am na yeneen possibilité yu mu fi am lu dul xaar mbayu déwén yooyu jàpp naa ne mooy liggéey bi nga xam ne moom la ñu war a liggéey ci affaire mbay mais doo affaire agriculture nii mais baykat bi ci boppam la moom la ñuy fexe ba travailler ko liggéey ko ba nga xam ne dana nekk agent bu mën a développer réewam mais bu fekkee ne yaa ngi ko bàyyi ca na ko maam bàyyi woon mu mel noonu dëkkuwaayam mel noonu organisation sociale bi mel noonu jàpp naa ne gis nga tracteurs yi fi suñu maam andi woon jàpp naa ne genn wàll gi yëpp boo demee ñoo ngi ci àll bi di traîner di taxawalu parce que amul utilité boobu tabarkalla man daal li ma retenir ci yow li nga wax daal da nga wane ni discours président pour yow dafa waroon nekk discours orientation xàll ay yoon surtout yoon yu bees par rapport ak soppeeku yu am vision te loolu nga gisul ak capital humain bi surtout nit nuñ ko war a tabaxee citoyenneté bi nga indi ak gouvernance kon loolu wax dëgg yàlla yeneen waxtaan encore la lay laaj su ko defee quelques minutes moo ñu desee malheureusement par rapport ak yi nga xam ne yëpp xew na ci année bi te waroon ci mën a waxtaan nga xam ne kon kooku mooy nekk suñu dernier point boo xam ne sax lu tënku lay doon rek mais gis naa ni ci point yi ñu dese boobu laa tànn rek pour ñu conclure ko te gis naa ni point boo xam ne la am na importance am mooy question boobu ñu indi woon mooy atelier UNESCO bi ci affaire éducation sexuelle xam naa dañ koy tënk rek parce que 5 minutes moo ñu dese docteur affaire éducation sexuelle boobu gis nga président li mu ci wax na ci lu tar daal ne loolu du fi am te pourtant atelier boobu am na te atelier bi feeñal na ni bëggoon nañu waxtaanee wàll boobu ministre bi tam jéem na ni loolu amu fi mais tam au-delà de ça bon éducation sexuelle ci boppam tam est-ce que nekkul loo xam tam war nañ ko jàngal xale yi am na déjà ay modules yu ñu leen di jàngal mais ñee dañu bëgg a dolli yeneen yoo xam ne day ubbiwaale ay bunt ci wàllu li ñuy wax borom ñaari tur yi ak yu ni mel léegi kon yow ci tënk lan mooy sa position personnelle ci question boobu est-ce que da ngay dàq éducation sexuelle wala da nga naan non war nañ ko mën a def waaye nangam ak nangam. li may njëkk a wax mooy réew dafa war a moom boppam. Sénégal réew la bi nga xamante ni moo war a tabax ñi nga xamante ni mooy ay doomi réew. ñun kenn képp ku nekk si ñun réew mi moo investir alal gu bari ci yow. moo tabax école. moo jël ay jàngalekat moo jël ñeneen ak ñeneen ñi nga xamante ni tey jii boo nekkee boo doonee li nga doon réew mi ñoo la tabax kon booy tabax da nga war a jël li nga xamante ni jàpp nga ni moom moo la war a yóbbu ci tabax bi nga bëgg maanaam ci nit ki ngay tabax ni mu war a mel kooku état waru ko tayle waru ko jox kenn. éducation sexuelle am na solo war nañ ko jàngale loolu kenn mësu ko dàq ñun ñii ñëpp. ku ci jàng dem ba 4e secondaire jàng nga ko. mais ñu ngi doon wax ci temps sànq mais mbir mu nekk ak jamono ba nga koy jàngee ak ban jubluwaay nga ci am. ak kan moo koy jàngale. jàpp naa ni tey jii boo jëlee ci wàllu sexualité état bi mi ngi ci daagu boo xamante ni mën nañu yóbbu fu foo xamante ni dinañ ko rëccu. boo jëlee réseaux sociaux yi. nga jël rajo yi. tey jii amatul censure amatul autocensure te état dafa nekk di seetaan. UNESCO nee nañ organisation internationale la d'accord am na yeneen bailleurs yi nga xamante ni ñoo fi nekk mais yow ku ëmb sa sankal ëmb sa kersa loolu la ñuy wax. mais bul nangu ci wàllu éducation kenn di définir les contenus maanaam li nga xam ne mooy nekk ci biir. te loolu war nañ ci gërëm aussi suñu jàngalekat yi. ñi nga xam ne taxaw nañu
ni temm pour wax comme suñu kii Fall Ibrahima Fall li mu ko doon waxee taxaw nañu temm pour bañ maanaam jikko yi ñu yàqu ko parce que bu ñuy wax tabax rek dañuy fàtte du ñuy tabaxee nit te tabax nit boobu ay valeur tey ji ci discours bi boo ñëwee wàllu valeur dara ñëwu ci alors que yi fi xaw bari na voilà mais nit ki nan naka lañ ko war a tabaxee ba nga xam ne dina nekk modèle dina nekk exemple dina nekk référence. kon yow rejoindre nga Oustaz Mokhtar société bi li mu doon wax dimension valeur boobu ak citoyenneté bi gouvernance kon rejoindre nga ko ni ça a été l'absent un peu la dimension absente ci discours président bi mais du ñàkk yooyu yëpp dinañ ci defaat yeneen waxtaan incha allahu taala te man partie boobu nga wax sama beaucoup touché mooy xam nga affaire valeur bu ñu ko waxee léegi rek ñun oustaz imam yi ñu sonn imam jóg leen wax oustaz jóg leen wax moo tax boobu ça a attiré mon attention le fait que ay syndicalistes ñoo xam ni neewuñ ne ñoom ay imam lañ wala oustaz lañ mais dañu gis ne ñoom am nañ cër ci li ñuy jàngal xale yi ñu seet lan la xam nga kon ça veut dire que y a une appropriation des valeurs kon fu nekk nii am na ñeneen ñoo xam ni duñu imam yi oustaz yi yuy taxaw daal ne attention nañ seetaat affaire bi temps yi am na ñu def benn communiqué c'est de la promotion de 1973 mën nañu yónnee communiqué ñu partagé ko 1973 Mbour ay léegi ay maam la ñu ñoom fi mu nekk nii def seen communiqué ci question boobu daal ne attention. xam nga lu ñu war a am fu mu nekk pour man war nañu tabax li ñuy wax communauté pour la sauvegarde des valeurs yi ñu mën ko préserver mën ko sàmm mën a aar nit ñi. am na ay kuréel yu tasaaroo am na yu ma ci nekk noonu am nañu ci ñeneen xam naa léegi il faut ñu dajale loolu yëpp noonu danañ ci ñëwaat loolu ci boppam rek te mu waxtaan la léegi oustaz ma bàyyi la nga conclure yow tam une minute ci boobu mooy que ni question éducation sexuelle boobu pour yow question éducation sexuelle rek kese la wala dafa am lu mu bëgg a ubbi lu war a tax ñu jaaxle loolu yàgg na c'est-à-dire ñun ñoo ngi ci processus su occidentaliser suñu société jamono bu ne nag dafa am lu ñuy dugal benn choix la boo xam ne bi modèle social la boo xam ne bi ba ñu dalee gouverner ba léegi foofu la ñu mas di jaar loolu mooy feeñ ci sunu njàng mooy feeñ ci loi yu ñuy tëral mooy feeñ ci sunu organisation politique yeeg yëpp léegi loolu moo jur ñu dem ba ci foo xam ne fii fu tubaab bi jéggi tànkam xëy na daf ko defoon daaw jéeg ñun danañu dox ba yëg sa fa te loolu mooy les questions yi nga xam ne moom la ñu dugal ci système bi nga xam ne mooy système français bi même bu fekkee ne bi ñu ko fay dugal ànd na coow mais de toute façon jàll na fa te ñaare lu watatu foofu rek ñun dinañu jaar ci jaar-jaaram donc ñun li ñuy prôné mooy suñu système ñu refondé waat ko fekk na ñun ñoo ko moomal suñu bopp suñu financement wu éducation nekk na ci suñu loxo mën nañu financer suñu éducation sans pour autant ñu dellu ci lii bu ko defee ñu delluwaat ci suñu système tabaxaat ko ci tabax boo xam ne bi suñu contrat social ginnaaw bu ñu ko négocié waatee ba xam ne contrat social bi lii mooy li ci réew mu bëgg ñu tabax système mu jàngalewin boo xam ne bi bu bees boo xam ne bi day nandoog loolu te du fàdd géewu liy dox ci àdduna bi c'est-à-dire dana ànd ak liy dox ci àdduna bi te muy lu positif mais conserver li nga xam ne mooy suñu trajectoire ak suñu particularité bu ko defee yi ay question technique yu secondaire la yoo xam ne yi ñi nga xam ne ay experts u enseignement lañu xam nañu lenn lu ne lan lañ ci war a dugal ci système ak lu ñu ci war a dugal ci système mais benn waxambaane tubaab boo xam ne bi réewam sax xamu ko ñëw jàkkaarloog suñu kilifa réew alors loolu jàpp naa ne kenn ku ci ne war na ko fustiger xam ne ñii nga xam ne ñoom la tese woon mooy élite suñu réew ay inspecteurs d'enseignement ay inspecteurs généraux yoo xam ne yi mën nga wax ne ñoo ab xale bu tuuti ñëw di leen wax ne lii ngeen war a def ak li ngeen war a bàyyi alors jàpp naa ne loolu suñu réew weesu na ko waruñu delluwaat ci lu mel noonu. tabaarakallah kon nag mbokk yi niñ ko gisee bu ma xoolee points yi nga xam ne yëpp foogoon naa ni dañ am temps pour waxtaanee ko ci atum 2020 bëri woon na waaye am na lu ñu ci jot a junj mais yaakaar naa li ciy gën a am solo daal mooy docteur Malick Sy maa ngi koy remercier encore bu baax a baax yaakaar naa li ci am solo rek mooy le regard du sociologue bu ñu ko joxaatoon tam 3 heures de temps 4 heures de temps tam du épuisé parce que lu ci nekk am na ay ruq-ruqaat ci biir yoo xam ne dina ci mën a dellu si mais am na ci yu bëri yoo xam ne noté naa ko mën na doon yeneen thème yu ñu xóotal càmbar ko jëfaat ko ay sujet Oustaz Mokhtar Kébé tamit maa ngi lay sant di la gërëm ci yow tam l'œil de l'imam du théologien ni nga ko indee ak ni nga gisee ni réew mi mi ngi bëgg dem feneen foo xam ni àndul ak fi ñu ko war a teg te mu refondation boobu nga posé gouvernance citoyenneté moom tam mu posé wane ni dëkk da nga war a moom sa bopp kon je crois que juboo nañ ci wàll boobu ko defee di wax ñi nga xam ne ñu ngi topp ITV di topp émission càmbar ci diine
kon ni émission bi mi ngi nii gisoon ngeen ni ñu am na ñetti càmbar yoo xam ni gisu leen ma ñëw benn bi dama amoon gàllankoor ni ngeen ko xamee rek nit moom nit la mën a doon yeneen ñaar yi dafa tombé ak fin d'année bi moom ay événements yu ñëw ba ñu planifier émission yi ba loolu taxoon ñu reporter càmbar mais càmbar mi ngi woon fa mu nee woon ba tey kon nag incha allahu taala ñu ngi ñaan rek ngeen dolli ñu ñaan ba ñu indi leen yeneen càmbar encore ak yeneen sujets yoo xam ni dana leen amal solo amal ñu solo kon koo xam ni rëcc na la mën nga ko topp ci demain matin vendredi à 11h wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Càmbar si diine sur ITV.